murit ay ca murit yëg sëñ Bamba ak yitte ci liggéey sëriñ Bamba bi ay ca murit yëg sëñ Bamba ak yitte ci liggéey sëriñ Bamba bi. Buonasera a tutti, siamo qui riuniti a Pontedera oggi 28 di marzo 2026 insieme al Gonzato Group e tutta la Confederazione Murit d'Italia. Con il presidente Mubarak Lo e tutti i membri delle province e delle regioni d'Italia per presentare il progetto di lavori della ringhiera della moschea di Touba e insieme al gruppo Gonzato. Di qui do la parola all'amministratore delegato, signor Davide. Buongiorno a tutti, salve. È un grande onore far parte di questo grande progetto che verrà fatto a Touba e noi siamo orgogliosi di essere stati coinvolti nella progettazione. Adesso è appena terminata la fase di progettazione di fatto e ora sta per iniziare una fase molto importante, è quella di produzione delle campionature in scala reale, quindi verrà prodotta una porzione di 7 metri di larghezza della cancellata che verranno poi installate per perimetrare la grande moschea di Touba. Grazie signor Davide. Et à ma gauche, j'ai Djawriñ Ahmed Ndiaye qui fera la présentation en français. Comme vous avez vu, nous n'avons ménagé aucun effort. Nous allons le faire en italien, en français et en wolof. Et je vais donner le micro à Djawriñ Ahmed pour qu'il puisse faire la présentation de cette journée historique que la communauté mouride de la diaspora italienne présente aujourd'hui, la pose de la première pierre de la clôture du mosquée de Touba. Comme vous le savez bien, Seigneur Ahmed, dites-nous comment nous allons partir et comment ça va se passer, Inch'Allah. Ça a été un plaisir, hein? Donc nous sommes à Pontedera. Pontedera, c'est une ville qui est dans la zone Toscane, en Italie. Comme a dit Pape Demba, donc pour initier les travaux du changement des grilles qui sont aux alentours de la grande mosquée de Touba. C'est-à-dire, vous savez bien que Cheikh Mouhamadou Mountakha a donné un ndigal aux mourides d'Italie, leur demandant, vu donc les travaux qui vont être effectués à Touba pour la grande mosquée, il a demandé aux mourides italiens de changer donc les grilles qui sont aux alentours. Donc nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à Pontedera, qui est dans une ville toscane, réunissant tous les daïrs italiens pour faire de telle sorte que l'argent que nous devons collecter pour réaliser ce projet soit bien défini. Donc des travaux ont été effectués ce matin avec l'entreprise qui doit réaliser le projet qui s'appelle Gonzago, en la présence donc de leur représentant légal. Ils nous ont fait un exposé sur comment les travaux doivent être déroulés, le temps que ça doit être pris. Ils nous ont même fait approximativement un prix sur le prix final. Donc c'est un grand projet, c'est un grand honneur pour les mourides d'Italie et nous nous sommes retrouvés, nous sommes bien déterminés et disons qu'effectivement aujourd'hui à Pontedera on a senti que les choses vont démarrer sous de brefs délais, vu que Cheikh Bass a dit que les projets de Touba auront une durée de 14 mois. Nous pensons aussi que pour ce qui est des grilles de la grande mosquée, nous devons faire de telle sorte que ça se réalise au même moment. Voilà, donc ce que nous disons, nous le faisons donc sous la supervision de Serigne Mubarak Lo, qui est le président de tous les daïras d'Italie, en la présence aussi de ces homonymes qui sont éparpillés de partout l'Italie. jërëjëf sëñ Ahmed kon damay jox sëñ am ni ma ko waxee rek dañoo am tawféex gu rëy ndax nag sëñ Touba dafa ñoo defal tawféex mën nañ ni liggéey bu rëy bi ñun rek ñoo ci nekk bitim réew ñu jagale ñu ak pàcc tey jii nag ñu mën a wax ni tey jii la ñuy teg sunu tegu xeer ànd koog sunu partenaires yi nga xam ne ñoo di waa Gonzago ci ndigalu Serigne Mubarak Lo waaye ñu ànd ceeg Italie yëpp sëñ am tey jii suñ la doon laaj yëg-yëg bi ak ndigal li nga xam ni moo fiy bàyyikoo ci sunu jëwriñ bi naka nga koy présenté. jërëjëf Pape Demba asalaamaaleykum wa rahmatullah
waaw moom day Pape Demba santaat suñu borom bu baax te jaajëfale ci sëñ Mountakha di ñaan mu yàgg fi loolu te gën a wér ak bépp murit ñu bég loolu may tàmbali rek di wax ni lii ma téye nii mooy échantillon bi nga xamante ne sëñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides ci loxo mi teddee moom la joxoñoon tànn ko ne bii laa bëgg bii la murit Touba Italie yi war a defar sëñ Touba ci jumaam ji kon nag képp koo gis nga xam ne lii moom la sëñ Mountakha tànn ñu war koo defar nag ànd ko nasaraan si nga xam ñoo taxaw ñi groupe Gonzato di groupe boo xam ñooy groupe leader ci domaine bii ndax man mi ko wax xam naa ki dara ndax fanweer ak ñett maa ngi collaboré ak ñoom ci liggéey bi ñu war ko liggéey nag mu war ko liggéey bu sell mu liggéey boo xam ne ñëpp bàyyi xel ni modèle Touba lay tudd prototype la prototype nag bu la ko déggee mooy buñ ko defaree ba pare marque bi Touba moo koy moom képp ku ko bëgg rek xalif général des mourides moo la koy jox bu dul loolu doo ko mën a am kon nag yëg-yëg bi rëy na yëg-yëg bi neex na yëg-yëg bi foor na ñu ñaan yàlla sunu borom yàlla nañ ko tàmbali bismillahi rahmaani rahim jàll ko ci alhamdulillahi rabbil alamin jébbal ko sëñ Mountakha te mu bokk ci addee yi mu nangu ci bàkki sëñ Touba jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Am kon mbooloo mi woote baa ngi noonu ringraziamo i nostri partner della Gonzato Group e sperando di rivederci a Touba per il giorno dell'inaugurazione, rispettando sia la tempistica che anche i precetti che gli orientamenti che il Khalifa ci ha dato. kon mbokk yi tey jii ndaje baa ngi noonu yendu la te incha allah dinañ fi dajalewaat jëwriñ yi bu soobee yàlla waaye lii dafa di loo xam ni tey jii dañ koo bëgg a wan askan wi yëpp wan ko murid yi nekk ci diaspora bi yëpp ñu xam ni rawatina nag ñun waa Italie liggéey bi ñun ñoo ko moom ñun la ko xalif général jagleel kon nag képp ku ci duggul rek yaa ci bokkul waaye yëgle bi yaatu na te mat na fépp 313 € la ñuy laaj bépp murid kon nag nañu fexe ba liggéey bi balaa ko sëñ bi di soxla ñu matal li nga xam ni moom lañ ci war a def tàmbali nañu Giro bi Toscana fas yéene jëm ci yeneen région incha allah dana mat kon jëwriñ woote baa ngi nii wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grazie, siamo di nuovo in studio ad accogliere sempre il gruppo Gonzato. Adesso accolgo il direttore commerciale Demis Zerbato perché dopo aver intervistato l'amministratore delegato Davide Gonzato e Luca, il project manager, siamo a parlare con un po' la mente del progetto Denis perché è stato colui con chi è stato diverse volte, penso 2 volte in Senegal, di qui fa da front office fra la comunità senegalese e la società. Demis, ci vuoi raccontare un po' l'esperienza vostra del Gonzato e quello della comunità senegalese? Allora, come sono esordito prima, il mio non forte è la tecnologia, quindi se c'è anche problema col microfono è colpa mia, a parte gli scherzi. Niente, il percorso è cominciato 14 mesi fa, dove è stato condiviso questa volontà e questo ambizioso progetto. La prima sopralluogo che è stato fatto a Tuba è stato determinante perché le informazioni che avevamo ricepito nulla avevano a che fare con quello che realmente desideravano a Tuba. Quindi è stato fondamentale essere presenti e poter dialogare con le istituzioni del posto e dialogare poi anche con i tecnici del posto. È stato un viaggio che ci ha permesso di fare un'esplorazione molto ampia e per cercare di capire veramente quello che erano le esigenze ma le volontà di base. E non erano né scontate e devo dirvi anche proprio per nulla semplici. Sì, infatti perché le linee guida sono differenti, c'è un protocollo diverso, è tutto un mondo a parte. È tutto un mondo a parte, sì. Innanzitutto ci tengo, non ho fatto una premessa, che siamo stati accolti, siamo stati quasi, ho utilizzato questo termine prima, siamo stati messi quasi in imbarazzo per la vostra profonda accoglienza del paese. Non è per niente che si chiama Paese della Teranga. Della Teranga, che ho imparato a sapere cos'era. E quindi a un certo punto eravamo quasi in difficoltà, devo dirvi con l'estrema sincerità. Però ecco, quello che a me ha colpito, devo dirvi, è che ho trovato delle persone che avete un grande ascolto.
perché è vero che non era facile recepire le volontà, ma grazie al profondo ascolto che avete siamo riusciti a capirci bene. Non siamo ritornati tante volte sull'argomento, le indicazioni erano molto chiare. E niente, detto questo, ritorniamo da Tuba, prendiamo, facciamo I campioni. di tutto, Sì, prepariamo quella che è la presentazione ufficiale e ritorniamo a Tuba. a Tuba. Nel ritornare a Tuba portiamo un book fotografico, portiamo una bella presentazione, ma soprattutto portiamo i campioni reali della recinzione, delle griglie. Sì, Anche lì è molto emozionante, condiviso a tutti i livelli con il protocollo che ho appena anticipato, quindi dal responsabile, dal portavoce, fino ad arrivare poi al califfo, che è sempre un incontro molto emozionante e carico di energia, incredibile. Comunque, recepito, è stato scelto il modello. Riassumo perché è stato a lungo viaggio. quello che avete portato qui oggi. Oggi abbiamo portato il modello originale. Ci abbiamo tenuto a portare proprio quello che è dato a Tuba e che è stato preso in mano anche del califfo, e oggi l'abbiamo qui con noi. L'abbiamo presentato, abbiamo un po' presentato la linea guida del progetto. Poi niente, successivamente alla prima scelta c'è stata la seconda scelta per i cancelli, che anche lì invece è stato un percorso un po' più tortuoso, perché ci sono stati dei cambi di scelte architettoniche, perché effettivamente non c'era un'idea chiara. Questa cosa mi hanno fatto una domanda oggi: se noi ci siamo mai demoralizzati. Devo dire no, ma assolutamente no. Non c'è mai stato un momento di demoralizzazione. Sapevamo, io principalmente sapevo, che era solo necessariamente una questione di tempo. Avevamo molta pressione da parte di tutta la Confederazione. Io ho sempre I rappresentanti. Io ho sempre interloquito solo con Abdou per tenere una linea guida, proprio per cercare di lasciare che il lavoro deve essere svolto nella maniera più corretta, perché un lavoro di questa entità, di questo pregio, deve assolutamente, come la vedo io, partire con dei fondamenti molto importanti. Se io personalmente non vedo una fondamenta fatta bene, mi fermo o non vado avanti, ed è fondamentale. Giusto. E quindi il tutto ha fatto che dopo qualche mese siamo arrivati, e quindi con felicità oggi siamo arrivati qui. Mi permetto di dire l'ultima cosa. Oggi abbiamo ribadito quelle che saranno la linea guida per tutto il progetto, che sarà un percorso che abbiamo appena cominciato, che quindi il progetto ha due parole chiavi utilizzate. Una è la trasparenza e la fiducia. Per noi sono due grandi argini molto importanti sulla costruzione di questo progetto. Senza questi due grandi argini difficilmente si arriva alla fine. Difficilmente si arrivava alla fine, perché sono state confermate, e quindi avanti. Quindi pensiamo che da oggi abbiamo quasi l'ok per partire, quindi è stato oggi la prima posa della prima pietra per la parte italiana, perché l'hanno fatto in Senegal la scorsa settimana con il califfo. Manca solo la parte italiana, la diaspora senegalese, che è l'unica tra l'altro dall'estero che partecipa a questo lavorone, grande opera per la moschea. Difatti dopo 14 mesi di percorso devo dirti che mi sento un po' senegalese, e da un po' senegalese devo dire che la Confederazione Italiana deve essere fiera di quello che sta avvenendo, perché io ho visto e ho sentito le voci a Tuba, e la considerazione che c'è verso questa confederazione è enorme. Avete un'attenzione veramente molto importante, dettata dal lavoro speciale che fate per Tuba, e io questo d'esterno l'ho recepita. Confermo che l'unica assegnazione diretta di tutto il lavoro è stata data solo esclusivamente alla Confederazione Italiana, il resto non c'è. Se ti devo chiedere una parola che hai imparato dai tuoi viaggi, dall'esperienza, come me lo
sintetizzerei? Allora, una parola. O No, allora, un breve riassunto, no, una frase? Una frase. Allora, io una cosa ho notato in questo meraviglioso paese. Allora, innanzitutto vorrei aiutarlo in aggettivo perché io ho visto persone felici, persone serene e felici. Arrivo da una cultura e da un ambiente diverso dove quelle persone che hanno tutto ma non sono felici, perché la felicità non si conquista con il materiale, si conquista con ben altro. Questo per dire che anche per me personalmente è stato un viaggio decisamente profondo nell'animo. Devo dire che bisogna avere anche le orecchie per ascoltare certi messaggi. E diciamo che un'altra parola è stata questa accoglienza, questo farci sentire a casa e accolti, che ci ha anche imbarazzato da un certo punto di vista. E cosa posso dire? Un'altra cosa che ho notato è stato il lavoro, la predisposizione per il lavoro e dopo una cosa che sono rimasto particolarmente colpito è stata la qualità dell'operosità delle mani. Avete veramente un'operatività importante, una capacità molto forte che io non ho visto in altre parti. Ecco, questo è. Grazie comunque per l'intervento. Grazie e ci rivediamo inshallah presto. Grazie a voi e a presto. Gruppo, di qui alla mia sinistra c'è il dottor Davide Gonzato, l'amministratore delegato, e Luca Favaro che è il project manager. Buonasera. Oggi Buonasera. siamo a Pontedera il 28 di marzo insieme alla Confederazione delle Associazioni senegalesi Murid Sheikh Ahmadou Bamba per presentare il progetto della ringhiera della moschea di Touba. Come sapete il califfo Sheikh Muntaka Mbake ha lanciato le grandi opere, cioè la ristrutturazione, il restauro della grande moschea, ampliando tutto il fuori e mettendoci anche una ringhiera nuova, e ha delegato alla diaspora Murid d'Italia di fare questo lavoro. Noi abbiamo questa fortuna di avere come partner il Gonzato Group, di cui abbiamo l'amministratore delegato. Davide, buonasera. Buonasera Alessandro. Ti volevo chiedere come è nato questa collaborazione e cosa mi racconti, quali sono le impressioni, perché ho saputo che sei andato a Touba e sono quasi 6 mesi che stiamo collaborando. Sì, allora devo dire che tutto è nato in modo un po' casuale dal nostro lato, perché comunque un giorno di 14 mesi fa all'incirca abbiamo ricevuto una telefonata e una mail dove ci è stato chiesto da parte della comunità Murid di partecipare effettivamente a questo progetto. E immediatamente abbiamo capito dell'importanza del progetto che avevamo davanti e ci siamo sentiti in obbligo quasi subito di organizzare una spedizione per fare un sopralluogo in loco. Io purtroppo il primo viaggio fatto non sono potuto andare per questioni personali, mi era recentemente nato un figlio, ma l'azienda è scesa quasi subito a vedere di che cosa si trattava. Diciamo che io poi però sono andato successivamente qualche mese dopo, quando si trattava di presentare effettivamente il progetto della recinzione della moschea, ed è stata un'esperienza meravigliosa, come tutto il percorso che ci ha portato dal principio fino ad oggi dove siamo qui. È stato sempre carico di emozioni e a me piace dire che sembra quasi che siamo stati scelti un po' dal destino per partecipare a questo progetto, perché ogni momento è un momento carico di emozioni e sembra che tutto quanto si muova verso la direzione corretta, come fa un fiume, diciamo. Ma come esperienza è in primissima in Senegal o in Africa di tipo di questo genere, lavorare per esempio su opere religiose? Allora, a noi è capitato di fare altre forniture in opere religiose, ma in Africa è la prima in assoluto,
Poi però qualche progetto in Africa l'abbiamo già fatto negli anni, abbiamo partecipato a diverse forniture in Nigeria piuttosto che in Sudafrica e anche nella zona del Maghreb. In Senegal non avevamo mai partecipato a dei progetti direttamente, abbiamo fatto diverse forniture a clienti senegalesi perché noi oltre a fare grandi progetti forniamo anche componentistica metallica per i serramentisti e i fabbri in generale, e in Senegal c'è qualche nostro cliente importante. Se posso essere indiscreto, in Senegal, arrivata a Touba, avete potuto notare delle difficoltà per arrivare a questo progetto o ci sono solo fasi positive? Avete visto un po' una sensibilità, l'estetica religiosa? Quali sono state le problematiche che avete avuto? Allora, diciamo che noi siamo un'azienda che è molto molto concentrata sul tema ornamentale metallo, e quindi su quello noi abbiamo fatto diverse proposte e immediatamente abbiamo trovato che le proposte fatte sono tra le proposte fatte alcune sono piaciute, e su quello si è fatto uno studio approfondito che, devo dire, anche grazie allo studio di architettura che ci ha accompagnato, Studio OneWorks, con l'architetto Leonardo Cavalli e Andrea Sanguinetti, abbiamo sviluppato delle geometrie, dei design che sono comunque ispirate all'architettura della moschea, quindi quello che è il modello finale che noi andremo a produrre per la grande moschea è di fatto ispirato comunque alle geometrie della Quindi avete fatto un modello ad hoc per Touba? Ad hoc, certo. E come si chiama? Si chiama modello Touba. Eccolo, volevo venire qui, come sapete è stato fatto proprio un modello ad hoc chiamato modello Touba. Io mi giro da Luca che è il project manager. Un progetto così grande impiega tanto lavoro e tanto logistica. Come pensate di arrivare a tutta questa successione? Perché penso che dovete essere voi a programmare questi qui. Certo, un progetto del genere necessita di una grande attenzione e, come dicevo, anche con grande rispetto nell'affrontare comunque un paese diverso, con una cultura diversa, e bisogna cercare di collaborare, come a me piace dire, che significa lavorare assieme. Penso che le problemi di logistica si supereranno semplicemente con delle buone prassi di cui noi siamo abituati a usare nei nostri progetti, e interfacciandoci naturalmente con le maestranze locali eccetera e con la cultura locale andremo senz'altro a trovare quella che è la sinergia perfetta per portare a compimento nel migliore dei modi questo progetto molto ambizioso. Ho sentito dire da voi delle parole molto forti che dicevate sulla collaborazione fra la comunità senegalese e Gonzato. Non lo so chi di voi, magari l'amministratore, che avevate tre punti: fiducia, trasparenza e rispetto. Cosa vi spinge a tirare fuori queste parole? Come accennavo prima, fino ad oggi è stata un'esperienza molto emotiva, un'esperienza nella quale non ci siamo sentiti soltanto un fornitore che viene chiamato a fare una fornitura, ci siamo sentiti parte di un progetto e di un disegno, e quindi quando ci si sente parte di qualcosa sorge naturale avere l'atteggiamento giusto, che è l'atteggiamento che dovrebbe essere sempre quello che guida le persone di buona fede, ma che magari ogni tanto nelle comunità moderne non è così. Invece noi abbiamo sempre lavorato con questo spirito, con questo approccio, ma in questo caso più che in tutti gli altri ci sentiamo proprio parte del progetto, pur non essendo noi dei Murid di fatto, ci sentiamo partecipi di questo percorso, e quindi in quanto partecipi ci sembra scontato dover avere rispetto, fiducia e trasparenza. Luca, un progetto così, in quante fasi pensate di finirlo? 3, 2, 4? Allora, per ora la pianificazione di questo progetto è stata divisa in 4 parti. 4? Sì, diciamo che la divisione diventa abbastanza spontanea, perché
il progetto è un parallelogramma e quindi evitiamo di cantierizzare tutta la zona della moschea in modo tale che lasciamo il rispetto della liturgia del luogo sacro e cerchiamo di essere il meno impattanti possibile e il più efficaci possibile. Quindi l'idea comunque anche di spezzettare i trasporti in più fasi è relativa al fatto di riuscire a controllare le fasi in maniera molto precisa e anche con grande attenzione. E sul costo dei lavori, più o meno un costo più o meno diciamo generale, quanto si dovrebbe quantificare più o meno? Allora, ci sono alcuni valori che sono dei valori fissi, che sono i valori dei materiali che effettivamente verranno prodotti e questi si possono quantificare in circa 2.360.000 euro. Mi ero scordato di chiedervi il materiale, acciaio o ferro battuto? Allora, si tratta di ferro battuto che viene zincato a caldo per garantire una durata nel tempo. E con l'impatto ambientale nei paesi subsahariana, la garanzia di durabilità più o meno su quanto siamo? Allora, parliamo di un materiale che in condizioni buone può essere eterno praticamente. Perché mi sa che quando siete stati in Senegal avete visto la ringhiera che c'era, è stato un materiale lavorato in Italia, penso. Allora, credo il perimetro interno della moschea è sicuramente di produzione italiana e si vede che effettivamente c'è stata comunque una buona mano che ci ha lavorato, mentre quello che è il perimetro dove andremo ad intervenire noi, che è il perimetro esterno, il prodotto attualmente secondo me presente in sito, che andremo a sostituire, non è di fatto all'altezza della moschea e quindi è secondo me opportuno effettivamente intervenire. Per tornare al discorso delle materie prime utilizzate, noi utilizzeremo dell'acciaio dolce, del ferro zincato a caldo, credo che sia zincato a caldo, giusto Luca? Sì, mi conferma che è zincato a caldo. Forse ho dei problemi col microfono, mi sentite? Sì, è l'altro, okay. Sentiamo. Zincato a caldo perché possa durare nel tempo e chiaramente questo è fondamentale vista la stagione delle piogge che ogni tanto dà effettivamente degli accumuli d'acqua importanti sul territorio di Touba. Oltre alla stagione delle piogge c'è anche il tema legato alla sabbia che aggredisce molto i materiali. Andremo a fare delle verniciature idonee che possano resistere il più a lungo possibile all'azione continua che ha la sabbia sui materiali, sulle superfici. Quindi per essere chiaro Luca, su 4 tappe facendo un po' a scaglioni dovremo finire i lavori, ma sulla tempistica di durata quanto pensate di poterlo finire, in quanto più o meno? Perché come sapete bene il Califfo ha lanciato le grandi opere 2 settimane fa proprio e da lì si pensa di finire la nuova moschea entro 14 mesi. Pensate di rientrare nella tempistica? Allora, il nostro impegno è volto certamente a questo tipo di obiettivo, perché per noi è fondamentale cercare di essere un partner per la vostra comunità e ci sentiamo parte anche di questo progetto. A me ha impressionato molto quando è stato detto che la moschea è comunque un progetto infinito, no? E fare parte di una piccola parte di questo progetto infinito è veramente un orgoglio e una responsabilità, quindi per noi è fondamentale cercare di rispondere in termini anche di tempistiche. Chiaramente l'elemento che per ora per noi è tutto da valutare è l'interfaccia tra quello che sono le maestranze locali e la nostra operatività. Chiudo facendovi questa piccola domanda. Spesso in Italia siamo in un contesto molto ostile all'immigrazione e qui abbiamo un esempio di scambio reale molto importante come anche modello di sviluppo. Che insegnamenti prendete? Perché spesso quando si vede lo straniero di colore li si vede sempre con qualcuno che ruba, non lavora, che chiede. Qui siamo in un esempio di scambio, di cooperazione
economico fra nord e sud molto importante. Che insegnamenti tirate da questo? È un argomento di cui parlavamo io e Luca giusto a pranzo, qualche minuto fa. E partiamo col dire che generalmente questo tipo di sensazioni, dunque la diffidenza, la paura, sono frutto dell'ignoranza, no? Non ignoranza intesa in modo negativo, ma della mancata esperienza. E io posso dire che per quel che ci riguarda è un percorso che ci sta arricchendo tantissimo. Stiamo vivendo delle esperienze che ci stanno facendo crescere passo dopo passo tantissimo e ci rendiamo conto di quanto sia importante condividere tra culture diverse, che poi alla fine non sono altro che l'espressione di popoli che hanno un'origine diversa ma che sono la stessa cosa in un certo senso, no? E che siamo destinati a dover condividere, perché il mondo, bene o male, si sta rimpicciolendo e io sono super a favore di occasioni tipo quella che stiamo vivendo oggi. Per me è un sogno essere qui oggi, per me è bellissimo essere qua mentre parliamo e sentire i vostri canti religiosi alle spalle, per me è bellissima questa cosa. Scambi economici, scambi culturali. Io penso che da qui possiamo abbattere un muro e aprire un ponte. Ma io vengo da un territorio che ha una città unica al mondo che si chiama Venezia, e Venezia è nota per la sua bellezza, la sua eterogeneità, e quella è data proprio dal fatto che Venezia fondamentalmente era un porto e ha rappresentato un incrocio di culture, e io francamente nella mia vita ho sempre cercato di mettere il piede su i paesi sconosciuti con quell'apertura mentale e con quella grandezza, diciamo, con quella gioia di affrontare qualcosa di nuovo. Infatti io dico sempre a chi mi dice, che mi chiede com'è quel posto in cui sono stato, che non sono attendibile, perché sono entusiasta sempre dei luoghi in cui vado, perché incontro le persone che sono quelle che fanno la differenza sostanzialmente. Grazie. Allora, come vedete bene, oggi è stato un dibattito molto bello, perché siamo qua in Italia parlando di un progetto in Africa, in Senegal più precisamente, dove cittadini italo-senegalesi hanno creato, lavorando con dei partner italiani, che sono vettori di sviluppo economico, perché qui si parla di un progetto di un paio di milioni di euro. In un momento di crisi pensiamo che queste sono le esperienze da raccontare all'Italia, non da dire che ci sono clandestini, perché qui il lavoro che si farà sarà frutto dei nostri diciamo, guadagni che ci siamo autotassati, di qui un progetto che abbiamo finanziato interamente noi dalle nostre tasche, pagandolo in una ditta. Veramente una cosa bella. Per noi è un grandissimo onore far parte di questo progetto e ne sentiamo tutta la responsabilità, devo dire la verità. Io spero che il prossimo interview lo faremo a Touba, quando certo, ci sarà il momento, inshallah. Di inaugurare la ringhiera e di così da cominciare un progetto infinito, o di far parte di un progetto infinito. Grazie, come si dice, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum mbokk yi, dellu si waat nañu ci beneen plateau ci dalal jëwriñ rek ci tey jii fii ci Pontedera ci liggéey bi nga xam ni moo di liggéeyu Gri Jumaa ji. xam naa damay tàmbalee ci sama jëwriñ rek sëñ Sidi Diop moom mi nga xam ni moo fi teewal waa Touba Veneto. Sëñ Sidi bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ Pape ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziare, di ñaanal jotaay bi suñ borom def ci tawféex ba liñ nama liggéeyal sëriñ bi lépp suñ borom defal ñu mu àgg ci jàmm ci barke Cheikh Muntaxa. di santaat bu baax sëriñ Touba, di santaat tamit bu baax fii nga xam ni fi lañ ñëw tey ci Touba Toscana, mu doon mbégte lool, mbégte moo xamante ni wax dëgg yàlla kenn xamul fu mu yem, ndax liggéeyu Serigne Touba la. kon ñu ngi leen di sant yéen ñi nga xam ni yéen ñu dalal fii ci liggéey. jërëjëf sëñ Sidi, xam naa damay jox sama ndeyjoor
kàddu gi sëñ Moutiam moom mi nga xam ni moo fi teewal Touba Brescia waaye it bokk ci ñenn ñi nga xam ni ñooy coordonnateur ci liggéey bi ndax nag mën naa wax ni sëñ Modou bokk na ci ñi nga xam ni bi liggéey bi tàmbalee ba léegi jalon bu ñu teg rek bokk na ci ñi ko àndoon teg wala bokk ñi nga xam ni ñooy ñi nga xam ni ñoo ko xalaat kon sëñ Modou bisimilah. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke Cheikh Abdoul Ahad asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi ñuy seetaan ci réseaux sociaux yi ci àdduna bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi fii ci Pontedera fii ci Touba Toscana ngir nag am fi jataay bu yaatu bu jëm rek ci ndigal li nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu koy ñaanal yàlla mu yàggal ko lool te may ko wér jox na ko waa Italie te muy yeesalaat ngir yi nga xam ne moo war du jumaay Touba ji tey ji nag ñu mën ne dañoo ñëw fii ci Toscana ngir def li nga xam ne ñun mooy sunu tegu xeer ngir tàmbali liggéey bi ndax ci suba ba léegi ñoo ngi foon ak waa Gonzato muy entreprise bi nga xam ne ñoom ñooy liggéey giri yi kon xam naa Pape ñu wàcc waa foofu kàddu yi ba ci kanam incha allah. sëñ Modou tey jii bés bu amoon solo la ndax sunu partenaire Gonzato yi ñëw nañ ñu def ak ñoom ay moment technique de travail yoo xam ni ci détail yu liggéey bi moo xam tempistique bi logistique yi maanaam normative yi nga xam ni moom la ñu war a jël ak lépp loo xam ni rek mooy procédure yi ñu war a def ba pare jógaat mu amaat yeneen taxawaay yu ñu am ci sunu digganteeg ñoom ndax nag daanaka mel na ni dafa am jaayante sunu diggante ndax ñoom gis nañ ni am na lu ñu gis ci ñun loo xam ni ba dañu teg benn pacte boo xam ne ñu ngi ko tuddee le pacte du respect de la fiducia et ak neneen li nu mu ko tuddee et de la transparence tey jii bés bu mel noonu yéen ñi nga xam ni yéen a dox lépp du début à la fin ban yëg-yëg nga ci am ak laka nga ñu ci wax. jërëjëf xam naa bala ñuy tontu dañuy nuyu rek waa Touba Brescia gépp di leen sant di leen gërëm di leen wax ne ñoo leen teewal fii ànd koog sunu kilifa Serigne Fallou Mbacké imam ak Serigne Sam Diop ak Serigne Makhtar Mbok Serigne Moustapha Diagne ci turu waa Touba Brescia gépp Pape noonu nga ko waxee maanaam ñun ñi nga xam ne depuis ca départ ba léegi ñun ñooy wax ak waa Gonzato di ànd ak ñoom ñaari yoon dem Touba. avant ñu doon dem Touba ci wax yi ñu doon wax ak ñoom nga xam ne dem nañ fa am ak ñoom jotaay delluwaat fa am ak ñoom jotaay ci fa entreprise bi nekk toujours rek xëy na niñ leen daan gisee ak niñ ñu daan jàppee bokkul ak maanaam bi nga xam ne dem nañ Touba dem bu njëkk gi ca dem bu njëkk ga moom ñoom bi nu def nañ fa ñetti fan ñeenteelu fan bi ñuy duggee ci jumaa ji ba siyaare barabu sëriñ bu mag bi bay génn ba am kenn ci kilifa nekk yoo xam ne kii nee na muy demis mi doon wax mooy ki doon def présentation projet bi nee na bi mu joxee kooku loxo dafa yëg loo xam ne ba mu duggee Touba ba léegi maanaam fan yem fa am yëpp waaye keroog bi mu joxee kooku loxo la yëg ci biir jumaa ji loo xam ne maanaam mosu koo yëg ba mu yegg si ci dëkk maanaam nag foofa nag la transformation commencé am ci ñoom nga gis maanaam ñu soppeeku mel ni dañoo doon yeneen i nit xëy na barabu sëriñ bu mag bi ñu dem peut-être am ñàkkul lu mu xam ne def na ko ci ñoom waaye ak it gis gi nga xam ne gis nañ ko xalif yi maanaam keroog bi ñu ñëwee ci kër sëriñ bi toog di xaar Cheikh Bass ndax bi ñu wooyee maam Thierno woo ñu ne 5 heures na ngeen ñëw ci kër nañ ne Cheikh Bass ne nañ ñu daje ci kër xalifa bi Daaru Tansi bi ñu ñëwee toog ñu ñëw nga xam ne bi ñuy yegg si la maam Thierno di agsi ñoo fa dajeendaw ak moom bi ñu ñëwee mu ne Cheikh Bass di agseegul waaye nañ jàll ci biir ngeen toog ñu xaar ko ñu yóbbu ñu ci benn salle ñu toog bi ba ñu ne Cheikh Bass agsi na nga xam moom bi mu yegsee dafa jaar ci ginnaaw dem directement ci sëriñ bi sëriñ Mountakha après salle bi ñu toogoon ñu ne nañ jóge ci boobu dem ci beneen ndax ca booba la ñuy siyaare sëriñ bi mais biñ jógaatee dem ci beneen salle bi ñu ne leen ñoom porte-voce la ñuy sëñ Bass Cheikh Bass porte-voce lañ koy wax il porte-voce del calife biñ leen ne arrivatul porte-voce ni ñu toogee woon di wax ñoom ñëpp dañoo soppiwaat seen toogaay maanaam gën a jekkalaat seen kii mel ne daal kuñ ne sa kilifa ñëw na nga xam ne ni nga toogoon da nga ko defaraatal ba mu jekk mais gis nga bi sëñ bi ñëw nga xam ne bi ñu yóbbuwaat ñu ci salle bi Cheikh Bass toog
ba ñëw nuyu ko ba pare ba toog nag ñuy xaar nag sëriñ bi nga xam ne dañuy ubbi bunt bi rek saal bi sëñ bi dugg mais bi sëñ bi dugg si àdduna su tukki la maanaam dafa yéeme lool ci ñun ñëpp nag ci ñun murid yi am na sax ñoo xam ne dañ doon jooy ci jotaay bi dëgg la ñoo xam ne ci fañ toog lañ toog da ngay dégg nit ñi xam naa dinaa ñëw ci loolu waaw ndax nag yéen a demoon yóbbu gris yi échantillon yeeg yooyu waaye tey jii bésub jaxante la pour xam tolluwaayu dëkk yi parce que nag Brescia bëgg naa xam fu mu toll damay dellu si ci sama mbokk mi sëñ Sidi ndax nag Veneto région la boo xam ni dañoo noso lu ñuy def ñoom ñëpp kuréel yi fa dëkk yëpp ñoo koy bokk mu mel ni liggéey bi yéen da ngeen ci am ñaari taxawaay yéenay liggéey bi ba pare war ko ànd ak waa waa Italie yéenay liggéey bi mooy dita bi liggéey bi ci yéen la bokk waaw yéen fan foo leen ci toll ak ban woote ngeen di woote ak ban taxawaay ngeen di am ci liggéey boobu. waaw sëñ Pape dañuy santaat Serigne Touba bu baax di santaat tamit mbooleem waa Touba Veneto muy juróom-ñeenti daayira yi nga xam ne yëpp ñu ëmb Touba Veneto mu doon tamit liggéey boo xam ni dañ ciy santaat Serigne Touba bu baax a baax ndax xëy na comme ni ko sëñ Moutiam waxe rek daanaka du jar ma ci dellu si ndax liggéey bi mel na ni ay at ca ginnaaw jógoon nañ ci ngir lu jëm ci lu mel nii te xëy na fañ ko doon saytoo du woon Veneto kon yàlla bu dogalee tey liggéey boobu ñu jëlaat ko indi ko Veneto war ko faa defaree yóbbu ko Touba ñun dañ naan kon xéwal gi nun lañ ko indi kon maanaam liggéey bi dañ cee toll foo xam ni maanaam lépp loo xam ni daf koy jagal rek waa Touba Veneto ñu ngi ci loolu woote boo xam ni tamit gëm nañ ni woote bi buñ ko defee liggéey bi du taxaw ci woote boobu la ñu nekk ndaxte Veneto de bi liggéey bi taxawee commencé Serigne Mountakha jox ñu ko nun de ñu ngi doon wut sax kër Serigne Touba goo xam ni daanaka jënd ci moo ci desoon waaye lépp dañ ko arrêté ngir liggéey bi nga xamante ni jëmmi Serigne Touba moo ñu ko jox. kon liggéey bi liggéey bu ñu ñor la ndax mënuñoo am loo xam ni moo gën ndigal te lii ndigal la te liñ doon def tamit ndigal la waaye nag lii daa doon ndigal li nga xam ne moo jiitu ci ndigal yi muy ndigalul Serigne Mountakha kon yaakaar naa liggéey bi noonu fi mu ñu toll duñ ñu tollu fa kenn waaye buñ mënoon lépp sax dañ koy def ba yóbbu ko Touba. kon mel ni yéen la ñuy jàppale. waaw yéen waaye ñoo nag leen di jàppale bëgg naa xam foo leen toll ndax yéen a jiitu. waaw yéen a ngi ci digg bi. waaw xam nga Veneto d'accord comme ni ñu leerale mbir yi. Veneto dafa yaatu. dafa doon ñetti pàcc. ndax dañu Touba Veneto ni Touba Trieste ni Touba Treviso te bi ñu tudd ci versement yi dañu Touba Veneto Touba Trieste Touba Treviso. kon booleeguñu lépp. nga xam ne kon total ba mënul ñëw. d'accord waaye ñun jëm ni Touba Veneto rek 80 000 euros yi moom. macha allah wax dëgg yàlla dépassé nañ. macha allah sant nañ yàlla ko. macha allah damay dellu siwaat ci sama jëriñ sëñ Modou. Touba Brescia Touba Zingoña Touba Toscana mën naa ni ñooy cislaayu histoire murit ci Italie ñu am tawféex nag boo xoolee bari na ci xalif général yi fi jaar yëpp ñu am fuñ jaar ak moom ak sunu jëwriñ ja Serigne Mourtala ba ci sëñ Mamor tey jii jamia bi su ma lay laaj seen taxawaay ci liggéey bi ndax nag xëy na dama bëgg nga wax ko ci parce que gis naa implication bi ngeen ci am que ça soit direct que ça soit indirect waaye tey jii réalité seen zone boobu foo lañ ci toll ci liggéey bi. jërëjëf Pape dañuy sant yàlla bu baax a baax di sant waa Touba Brescia waaye di sant waa fédération Nord-Ouest danaa ci ñëw ci li waa Brescia joxe waaye danaa ñëw ci li waa Nord-Ouest bi yëpp joxe ndax Nord-Ouest xam nga Brescia la Bergamo Milan Novara Torino Cuneo ak Genova ñun ñoo seq. mooy partie bi gën a rëy ci Italie. waaw kay waaye boo ko desee daanaka mën naa ne li fi dajeegum ci xaalis. jëm ci liggéey bi waa Nord-Ouest bi daanaka xaw na noo joxe. lu xaw a ëpp xaaj bi waaw. ndax joxe nañ ci 542 789. macha allah. 1 million 400 yi nga doon dégg ne li nga xam ne moo fi daje. 542 789 yi waa Nord-Ouest ñoo ko jox.
macha allah loolu nag lim bu rëy la. ci 542 789 yooyu Milan moo nekk en première position joxe nañ ci 201 000 yu tegal. waa Brescia Milan nga wax de. waaw loolu rabitatu daf may indi jàngat kon. waaw ndax Milan. boo ko daan xool ci liggéey bi. Brescia ko daan jiitu. waaw nu mu demee noonu tey jii sorpasso bi fu mu dem noo def ba Ameth Ndiaye jiitu la. bisimilah. jërëjëf Ameth Ndiaye jiitu na ma waaye xaj na daf maa jiitoondee rek ndax maa ngi ñëw. Mbaadu dafa kii numéro yi Mbaadu dafa. déedéet sax tricol numéro yi. tricol numéro yi ñu joxe moom numéro yi juste la. alhamdulilah man maa nekk en deuxième position. ñoom joxe nañ 201 000. macha allah man ma joxe 125 000 yu tegal. te maa ngi ñëw. macha allah. maa ngi ñëw ndax xëy na dafa am na lu ma gàllankooroon rek ma taxaw. macha allah waaye fi mu ne nii moom nee naa bëreet. macha allah te bu soobee yàlla li ma fas yéene mooy. bu ñu àggee ci cappaandaay ñu xam ne Brescia moom fañ ko doon séntu. dégg naa waa Toscana nee nañu li ñu bëgg bu ñu mënoon joxe lépp dañ koy joxe waaye nee nañ li ëpp fii lay jógee kon mel na ni jaayante bi. noonu la war a demee. maanaam ab xeex la war a doon. xeex boo xam ne du doon dóor nit ki. ci ay loxo. waaw waaye da nga koy dóor ci mën a jëf. ay joxante coup la daal waaye joxante coup. kenn ku ne woon sa morom ne maanaam loo joxe danaa joxe lu ko raw. macha allah ndax liggéey bi suñ bakkan lañ ci war a teg. ndax ki nu ko jox maanaam doxuwul bakkan. dëgg la de. te li mu wax maanaam dañ kenn du ko mës a dégg ku toog ne man sëñ Tuubaa ñëwoon ci man di wax ak man jaxaran c'est la première fois ñu dégg. waaw nit mosu koo dégg. Cheikh Bass sax répété nag nee na man loolu moom ci moom rek laa ko mës a dégg. dëgg la dégg nga sëñ Tuubaa ñëwoon ci man di wax ak man. ndax moo ma jox ndigal lii ci loo xam ne du ay gént. waaw jaxaran te mooy sëñ Tuubaa. te moom mooy sëñ Tuubaa. noonu ko Cheikh Bass wax ne moom sëñ Tuubaa képp koy jox ndigal. moom mu jox nu ndigal. ci ndigalul Serigne Touba. ñun ñuy am lu ñuy wax lu ñuy denc ak lu ñuy lijjanteeg lu ñuy def. kon dafay mel ni maanaam ñun dégguñu wax bi wala boog day mel ni sax kon ngëm gi ñuy woote ci Serigne bi nekkut ci ñun. parce que bu fekkee loolu lu wér la. maanaam fii sax waroon nañ koo ram. dëgg la dégg nga jaayante bi sëñ Modou wax. kon mu mel ni. tey jii la liggéey bi di doog a tàmbali. ñu ne la ñu soxla. genn wàll gi la ñu amagum. waa kon sëñ Sidi ban jaayante la ñu war a def dëkk yi lu ñu war a def looy soññee waa Veneto. waaw li may soññi waa Veneto rek moom laay soññi dëkk yëpp Veneto moom li ma leen wax rek fii liggéey bi àggul waruñoo amu des waruñoo commencé leneen ndax liggéey bi dafa toll foo xam ni ci lañ mën a jariñu ba faw ndax lii ñuy defal sëriñ bi de sëriñ bi mënal na ko boppam te duñu ko jox waaye xëy na am na lu mu bëgg ci nun ba tax mu jox ñu ko kon nun nag comme xamuñu ko dañoo war a daw ba rëq lañ am lépp ak luñ amul ñu def ko ci li may gën a soññee di ci soññu daayira yëpp semaine bi passé dugg naa ci biir daara ji ba wax ko fa muy jëwriñ yi ak jëwriñ ju man di doon addiye ji nga xam ni moo jëm ci gir yi sëriñ bi moom ko warul fanaan ci compte kenn daa war a dem ci compte gi sëriñ bi moom lépp dem ci gir yi am na xaalis yu bari yoo xam ne mi ngi ci biir daayira yi te versé wuñ ko te dañ ko war a versé ci compte bi xaalis yooyu bu duggoon ci compte bi lii ñuy wax sax dañ koy paase te li ko tax a jóg nag mooy liggéey bi taalibe yi ko ci defet buñ sañoon bu sëñ bi tegee xeer wi liggéey ba kenn du leen cee jëkk seen alal kon jëwriñ yi foofu laay gën a soññee ci ñoom Veneto nag moom li ma la wax rek moo fi ne liñ sababan lépp bëggan koo def une tant que gir yi àggul gëw ma ni moom dees na ko def ngir taxawaay buñ am ci liggéey bi ci ñaari côté yépp nag liggéey bi ñu war koo takke ci Veneto yóbbu ko Touba ba noppi nit ñi duñu dimbali ñuy des gannaaw loolu moom gàcce la ci noonu ci Modou Thiam coordinateur génn naa ci Modou Thiam Brescia ñu dugg ci phase bu am solo tey jii wax nañu ko ma bëgg rek nga leeralaat ñu étape yi nga xam ne moom la ñu jëm ndax ñi ngi fiy wax sànq ay moncap ñeenti pàcc liggéey bi nii lañ koy defeek nii tey ji yow mi nga xam ni yaa ngi ci xolu liggéey bi ci tënk lan nga ñu mën a wax tey ji à partir d'aujourd'hui ci liñ jëm fuñ ciy toll. jërëjëf Pape waaw
maanaam fi ñu toll nii dañoo nekk ci phase li ñuy wax phase cruciale maanaam point boo xam ne bii fii la lépp nekk muy xolub liggéey bi maanaam muy loo xam ne lu ñu war a ji la te am nu ñu ko war a jiyee ngir mu sax ngir waa Gonsato dem nañ ñaari yoon Touba njëkk nañoo dem def li ñuy wax soprologo visite des lieux saafoonteeg sëriñ bi xam li mu bëgg sëriñ bi am lu mu leen wax ñu dellu si am yu ñu defar yóbbuwaat sëriñ bi tànn ci benn boobu mu tànn bi ñëwee defaraat projet bi sëriñ bi am ay coppet yu ñu wax ñu def ko ci dessin bi surtout ci buntu yu mag yi ak poto yi ak fi lampe yi di nekk loolu lépp ñoom ñu nekkoon ci yëpp di ko liggéey ba sëriñ bi nee na tubaarkàlla nii moom nii laa ko bëgg commencé nañ xayma li nga xam ne mooy war a yéwénal liggéey bi muy somme bi nga xam ne plus ou moins jàpp nañ ne bu nu ko amee weñ gi moom dana mën a pare fii ba nu sëf ko mu dem Touba. léegi nag phase bi ñu toll mooy envoyé nañu contrat bi jox nañ ko ñun borom xam-xam yi ñu ko war a jox pour ñu càmbar ko te mooy commercialiste yi ak avocat yi jot nañ ci ñoom ñu ngi koy xool ñu ngi leen di déglu suñu paree daañu defal benn relation boo xam ne daañu ci wax yiñ ci wax bu fekkee am na yuñ ci war a modifier. ay amendement waaw ay amendement fekkee dafa am na yoo xam ne jàpp nañ dañ ko war a modifier ñu modifier ko ak lu mu ci mën a doon loolu lépp ñoom ñu ngi ci ñu xam ne it maanaam contrat bi confédération bi muy ñun ñii ñooy doon intermédiaire bi waaye ci turu xalifa bi lay nekk ngir produit bi extérieur lay jëm kon du fay li ñuy wax TVA muy ñu koy wax IVA fii ci réew mi ndax bu fekkoon ne ci turu confédération bi lay nekk confédération bi fii la nekk ci biir réew mi kon obligatoirement dañuy fay maanaam li ñuy wax TVA mais ginnaaw dañ ko war a yóbbu à l'extérieur kon dafay nekk ci turu kilifa gu mag gi nga xam ne nekkut ci réew mi moom résidence am Sénégal la bu ko defee marchandise bi dañ koy déclarer marchandise bu jëm à l'extérieur bu ko defee du ñu fay foofu lay fay maanaam li ñuy wax TVA ndax xam nga ne lu ñuy wax naan ay 2 millions ki 3 millions soo ci waroon a fay TVA 22% loolu xaalis bu bari xaalis bu bari mais est-ce que au niveau du Sénégal par exemple dinañ ci am wàllu jàppandal yi nga xam ni moo jëm ci état exonération ak loolu. yooyu yëpp ñu ngi ciy dox ñu ngi ci en contact ak sëñ Maam Thierno mi nga xam ne moom la ñu booleel incha allah yi matuwaay yi ñu ci war a jël yëpp daal dañ ko ci jël ba nga xam ne maanaam bagage bi moom bu yeggee ak jàppandal dana ci am bañ mën koo sof yóbbu ko Touba. li ma la bëggoon laaj. est-ce que état du Sénégal am na ci implication parce que nag boo xoolee tey jii lii preuve la boo xam ni dafa war a nekk une démonstration au niveau du Sénégal sur le plan coopération internationale coopération économique boo xam ni les Sénégalais de la diaspora dañ koy def mu nekk lu am solo parce que tey jii bu ñu la nee un projet de plus de 3 milliards et quelques CFA wala 4 milliards ñu ne la ay Sénégalais ñoo ko financé entièrement loxo dërëm nekku ci même partenaire extérieur amu ci ñu financé ko mu ñëw Sénégal bokk ci li nga xam ni dafay yokk sunum réew waxuma cadre Touba rek mais da ngay jël cadre Sénégal loolu nekk as yalwaan ci li nga xam ni moom la Sénégalais di dugal Sénégal parce que bu ñu la nee Sénégalais dinañ dugal 4000 milliards 4000 milliards yooyu tey jii boo ko diviser aide au développement matul sax 500 milliards kon tey jii ñun nekk nañu benn mbooloo boo xam ni tey jii xaalis bi bu fekkoon jaaral nañ ko à travers une banque waroon na gën a mën a jëriñ Sénégal ba pare Sénégal mën ko gën a jëfandikoo maanaam contrat de négociation yi sax à travers notre état gën a nekk lu yee est-ce que tamit jaaruwul léeg-léeg bu ñuy def yenn yëf yi ñu jël Sénégal def ko comme partenaire liggéeyal sunu réew mu nekkaat une forme de coopération triangulaire. waaw loolu lu war a am la waaye xam nga boo dégloo bu baax bi Cheikh Bass di wax ci wàllu jumaa ji bi wax ne maanaam bi sëñ Abdoulaat di yeesalaat jumaa ji ne Mohamed Ali boxeur américain waaw dafa ñëw seet si ko ñëw na ko doon ko laaj maanaam pour maanaam ñaataa koy war a defal maanaam pour participer sëñ Abdoulaat ne ko maanaam yoon yi daa baaxawut loolu yoon yi moom ñàkku taalibe yi moo koy sottal loolay tax maanaam ñun liggéey bi ñuy def duñ ci mën a basé wu ci apport boo xam ne maanaam dafay jóge ci
état moo xam. non waxuma apport forcé da nga déglu sama wax c'est-à-dire diaspora mouride bi seen énergie bii ñu am nga xam ni dafa tasaaroo sëñ Mountakha jox ñu ndigal ñu nosu nga xam ni tey jii waxuma la 2 milliards yi rek waaye tey jii lépp lu ñu bëggoon ci Touba waroon nañ ko mën a defar mais à travers une organisation étatique boo xam ni sunu état moo ñuy organiser pas ñu koy laaj ndimbal implication état bi foofu laa koy wax waaye laajuma ndimbalu état. ok alors ñun information yi ñu waroon def yëpp fii au niveau de la représentation diplomatique Sénégal fii def nañ ko. avisé nañ l'ambassadeur du Sénégal bu nekk fii avisé nañ le consul général bi nga xam ne moo fi nekkoon ci bi liggéey bi tàmbali. muy Lamine. kii fi nekk aussi xam na ko. kon ñun maanaam li ñu waroon dox ci wet googu dox nañ ko li ci des it mooy bi ñu tàmbali liggéey bi pratiquement ci le gouvernement ñii fi nekk actuellement dugg si ci jot état bi ba commencé seen liggéey. xaj na mën nañ ne depuis bi ñu tàmbalee ba léegi benn yoon lañ fi gis le premier ministre mu ñëw fi te gis nañ situation ba na mu demee daanaka am na yu bari sax yoo xam ne mënee su ko foon le ministre des affaires étrangères ba léegi tegagul tànkam ci réew mi ba tax na maanaam toog jataay yooyu pour leeral leen liggéey bi fi ñu toll pour xamal leen ba ñu apport yi ñu ci war a def ak jàpp bi ñu war a def ak relation bi nga xam ne dafa war a am entre l'état du Sénégal et l'état d'Italie ci wet googu surtout pour taxaw la diaspora sénégalaise wax dëgg yàlla des na. waaye di nga nangu ni tey jii bu ñu jëlee 4 à 5 milliards dugal ko fii ci banque bi fii moo ciy liggéey tey jii bu doon dañ ko jox sunu banque mu nekk partenaire boo xam ni day liggéey yaakaaroon naa ni foofu forme yooyu laay wax ni dafa jóg jot ñu nekk ñun ay senior tey jii di financer sunu bopp projet ba nga xam ni bu ñu ñëwee ni dañu soxla nangam balaa ñu kii état banque bi fay lépp ñun ñu fay ko loolu xam nga dem door ni ñuy waxee def sunu campagne de financement nga xam ni tempistique bi doo ci am problème ndax sunu banque yi danañ xam ni ñun danañu fay foofu la collaboration bi di war a mën a yokk. loolu xam nga fi mu ne boo seetloo am na ay groupe de banque yoo xam ne banque islamique mu ngi ci. yoo xam ne maanaam finance islamique la ñuy def ñu ngi préparé benn forum boo xam ne au mois de juin lañ ko war a def en Suisse war cee invité daayira yi association yi ñëpp xëy na invitation yi yeggseegul mais dana ñëw te ci réew mépp danañ ko fi tasaare ñoom parce que dañu bëgg a dajale foofu pour 2 jours le 29 ak le 30 juin ci Suisse maanaam waxtaan ak association yi nga xam ne ñu nekk fii ci réew mi daayira ak yooyu pour seet naka la ñuy mën a def ba mën ñoo jàppale fii ci réew mi ci suñuy projet activités yi ñu fi am yëpp mais aussi activités yi nga xam ne maanaam am nañ ko au niveau du Sénégal te loolu yaakaar naa ne bi loolu buñ ca yeggee war nañoo organiser wu ñun ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bii te muy liggéeyu giri yi organiser wu noo xam ne nii foofa buñ fa doon dem waruñu faa demee tasaaroo dañoo war a doon wenn say dem toog ak ñoom fexe ba waxtaan ak ñoom fexe ba jéem a am parce que ñoom li ñu bëgg mooy bu fekkee ne am nañ accord ak ñun ñi maanaam bu ko jaaree sax ñoom dañuy ubbi fii ay filiales uniquement pour ñun. xam nga tey jii boo xoolee maa ngi koy dégg ci sëñ Sidi mi ngi wax ni presque daayira yëpp ku ci nekk ñi ngi yor léegi daayira ay compte lañ yore gis nañu liggéey bii fi am ni ñuy defee versement yi ay virement bancaire ay bonifico la ñuy def kon mu mel ni léegi daanaka dañu toll ci ère digital boo xam ni daanaka xaalis kenn dencatu ko ci poos bu njëkk ba dañ daan jël xaalis bi di ko dénk ay nit muy yóbbu léegi ñu toll ci moment boo xam ni vraiment daayira yi wax dëgg yàlla maa ngi dégg Modou di wax nan la ñuy dimbalee waaye man dama gëm ni ñun ñoo war a xool naka la ñuy dimbalee wala naka la ñuy collaborer banques yi beneen laaj bi ma lay laaj mooy dama gis ni sëñ bi daf ñoo sant liggéey waaye dama gis ni samedi bu ne daayira bu nekk ubbi keesam laaj àllarba waaye liggéeyu sëñ bi dañuy joxe àllarba boobu ba pare doog a taxaw est-ce que jaaduwul aussi ñu wax tolluwaayu liggéey bi ak importance su liggéey bi ba nit ñi xam ni tey jii 5 euros yi ngay joxe bëgg koo joxe fële da ngaa war a matal fii ba pare ndax àllarba yii at ma la jëm te liggéey bi amul tempistique lu ñu war a jébbalee lu gaaw yéen ban taxawaay ngeen ci am yéen jëwriñu daayira yi. waaw foofu tamit dañ fiy dellu si rek man moom li may wax saa su nekk
ci liggéeyub sëriñ bi maanaam liggéey bi nga xam ne sëriñ bi moo ñu ko jox ni ñu lii laa bëgg ngeen defal ñu ko daa bokkul ak loo xam ne xëy na mi ngi fiy continuer chaque jour yaa ngi ci ndax li ñu sëriñ bi jox ni lii laa bëgg mu sotti loola mënta xaar kon loola moom lépp loo mën di def rek daa war a jag ba pare ndaxte kët ba ci addiye yi ñu yët sëriñ bi suñ demoon tey ba liggéey bi matul ñu ni ko addiye yi fi nekk danaan defal leen ma ko ci kon da ngay gëm kon ni liggéey bii ñu sëñ bi jox lu ko gën a farata ñu taxaw man mii wax ak yow tey jii bu fekkoon tani woon fu ne nii maa ngi yor 5 euros war koo joxe ci daayira bi sama jëmm nag laay xam ak soññee 5 euros ya ma war a joxe ci daayira ba te joxe gu ma ci giri yi maanaam 5 euros yi dama koy jël joxe ko ci giri yi te xam ne bala ñoo tëj kees gi la décembre la ma war a def ci daayira boobu boobaa dana mat waaye lii moom mënut a xaar ndax sëñ bi date bi mu ko àpp yàggul te ko xeef sa dërëm du ci dugg. jërëjëf xam naa ni dañoo nekkoon nag responsable moo tax sax ñu xaabaabal lool waaye nag wax dëgg yàlla dañu génn sax cadre bi ndax cadre bi dafa amoon solo mu ne su woon ñàkk bañ a taxaw ndax li ñuy wax boo nekkee ak responsable léeg-léeg dafa am laaj yu technique yoo xam ni mënu ma ko woon ñàkk a laaj jëwriñ sëñ Modou Thiam waaye li ma leen di xamal rek mooy fas nañu yéene def benn spécial diaspora boo xam ni commission technique bi laa bëgg a dalal su boobaa ñu mën a waxtaan nit ñi di dugg di def seen i laaj incha allah sëñ Sidi ñu ngi lay sant di nuyu waa Veneto di leen soññ di leen wax nag waa Lombardie ñuy kobos jëf mbokk yi kon dellu si waat nañu ci beneen jotaay Pontedera di ndajeb confédération Touba Italie bi nga xam ni moom la Cheikh Mouhamadoul Mountakha jox liggéey bi ci koddaayu jumaa ji ñu fas yéene liggéey gri bi tey jii nag mën naa ni Italie yëpp ñëw nañu ñu fas yéene dalal benn kuréel ci Italie féete fële nga xam ni moo di Liguria plus précisément à Genova ñuy jox kàddu gi sëñ Abdoulahad Diop moom mi nga xam ni mi ngi bokk commission administrative nekk ci secrétariat bi sama càmmoñ maa ngi fi nekk ak sëñ Thierno Mbaye kon damay jox kàddu gi rek sëñ Abdoulahad yéen ñi nga xam ni au-delà de liggéey bi ngeen di def ci secrétariat bi dafa am gox boo leen teewal mu di Genova ak li ci bokk tey jii su ma leen di laaj seen taxawaay ak it tolluwaayu liggéey bi ci seen gox yooyu ban lan nga ñuy tontu sëñ Abdoulaye. waaleykum salaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp jiital ziar di Cheikh Mouhamadou xam naa micro bi dafa xaw a sant Diop dama lay jox rek nga bisimilah asalaamaaleykum ñu ngi jégalu bu baax di leen jiital ziar di Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di leen xamal ne ñun tey jii di ñëw nañ fii ci barab bi di Pontedera Pisa muy waxtaan wi nga xam ne comité de suivi moo wax moo ko joxe bis bii ne ñëpp war nañ mën a teew ci kuréel yi fasantikoo yëpp nekk ci commission bi ñu def benn waxtaan ci projet bi nga xam ne mooy projet Ringiere de la mosquée de Touba maanaam mooy projet gris yi loolu nag yàlla dogal ñun ñu ñëw fii teewal fi waa Touba Genova ci ndigalu Serigne Mor Mbaye ak sëñ Cheikh Diouf ànd ko suñu jëwriñ yi sëñ Mbacke ak sëñ Jili Mbacke tey nag àndoon nañ fi ak sëñ Mass Gueye mu nekk ci commission finance ànd ci ak tamit sëñ Assane Ndiaye di jëwriñ ci daayira bi ba tax na ni ko sëñ bi waxee léegi di ñu laaj suñu taxawaay ci wàllu gir yi dëgg yàlla ñu ngi ciy soññ mbokk taalibe yëpp lépp li war Genova bis bu set daayira bu jot di nga gis koo xam ne mëtal na ci mbir mi mëtal na ci 313 nag def nañ ko jaayante woo xamee ne bii ñu ci jiitu sax mooy sang si waaw sang si nga xam ne moom ñoom maanaam mëtal nañ seen i sas ndax ñoom ñooy imaamu Touba Genova waaye ñoom itam mëtal nañ seen i sas jigéen ñi tamit kenn demul bàyyi leen waaye li ci am solo daal mooy ñi ngi gën a soññ mbokk taalibe yi di leen wax ne kat mbir mi li ci des bëreetul ñëw nañ ba def projet bu tey jii nii tubaab bi ñëw nañ présenté nañ projet bi kon wax dëgg yàlla li ci des mooy tàmbali liggéey bi rek ndax ku ne xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha tàmbali na liggéey bi fale interne de Touba
ci kon liggéey boobee nga xam ne sëñ bi def na ko ñun nag ñoo fi mu ne ñun ñoo ci des waaye tubaab bi ñu ñëwee waxtaan nañ ñun ba ñu tënk waaye li ñu tënk nag nañu xam ne lépp bu ñëwee dinañ ko sottiwaat daayira bi nga xam ne kat li ci des moom bëreetul ndax wax dëgg yàlla def nañ ba joxe montant bi ak projetation ne ni yooyu yëpp wane yëpp li nga xam ne ñun war nañ ci taxaw kon sëñ bi ñu ngi lay dégluwaat ci yeneen. jërëjëf sëñ Abdou Lahad xam naa suñu laaj tey ji Genova ci seen tolluwaay ma mën la laaj ndax Liguria yëpp la wala Genova Côte la. ñu xool ci wàllu participation boo ma doon jox tey ji pourcentage ban pourcentage nga ma mën a jox ak ban message ngay lancé seen bor boobu. waaw baax na jërëjëf sëñ bi kon boo xoolee Liguria bi wax dëgg yàlla ni ko sëñ bi waxee da 20 milieux fino La Spezia waaye gis nañ ne wax dëgg Genova daal moom moo ci xaw a yëngatugum ñeneen ñi amaguñ ci ñoom accès ba ñu mën a ñëw joxe seen addiya waaye Genova comme dëkk bu rëy la bëri na ay daayira opéra yi daayira ñi nga xam ne tamit mooy mbokku taalibe yi nga xam dañuy yëngu ci wàllu commerce dëgg yàlla altine bu jot dañuy nekk ci daayira bi lu ñu mën ñu def ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yore liggéey boobu tamit ñi ngi koy saytu ci wàllu commission finance bi nekk foofu biir Genova ñi ngi saytu liggéey bi bis di nga gis ne koo xam ne mëtal na ci 300 ni ko sëñ bi waxee nag daayira yi am nañ yitte am nañ yëg ni wax dëgg yàlla war nañ ko yaatalaat bu baax a baax ci yeneen dem Millesimo dem Savona ba San Remo ak ba La Spezia ñu gën leen leeral tamit liggéey bi pour ñoom ñu mën a indi ñoom seen i barkeelu ci 313 yi ndax fi mu toll ni toogaay amatul. beneen laaj bi sëñ bi. beneen laaj bi moo di pourcentage bi. ok tey jii bu ñu mënoo jël ci téeméer. waaw ok foo lañ ci toll ci administration yi ak participation. wax dëgg yàlla am na quasi 50 ou 70 personnes yoo xam ne mëtal gum nañ kon pourcentage bi mënaguñ ko wax ndax daayira buy def plus de 400 et quelques personnes bu ci 50 wala 75 mëtalee kooku dafay xaw a tuuti kon mën nañ jàpp ne quorum bi sax ak accédé wuñ ko 50% sax amaguñ ko kon ñun ñi taxawaay la boo xam ne tamit ñun ñëpp war nañ ci war a mën a taxaw ñu doon soññe tamit ndax xam ne dañ ko seq ak suñuy nawle te mu doon liggéey bu yaatu te kenn waruñ cee mën kon foofu tamit ñi ngi soññaat ñëpp ku dégg suma kàddu daal xamal ne wax dëgg yàlla liggéey bi mi ngi dox te gars yi ñu ngi ciy góorgóorlu waaye ñu gën a soññaat ku ci nekk sa mbokk fi nga féete ñu soññ la nga jéem a matal sas bi ba ñu avancé wax dëgg yàlla. jërëjëf sëñ Abdou Lahad kon dafa mel ni sama càmmoñ maa ngi fi nekk ak sëñ Thierno Mbaye moo fi teewal daayira Rome wala mën nañoo wax Lazio waaw kon sëñ Thierno bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di rafetlu jotaay bi di déglu it kàddu yi ak réponse yi ñu fi mën a apporter. jërëjëf sëñ Thierno tey jii Rome mooy capitalu Italie mu mel ni tey jii booy xool ci wàllu maanaam tolluwaay ci sénégalais bari na lool ay murit yu fa nekk fa la Daaru Salaam nekk mu am taxawaay bu am solo. tey jii liggéey bi nekk liggéey bi nga xam ni mën naa ni jaayante la ndax nag dëkk yi tey jii ba ñu tàmbalee ba léegi dëkk bu nekk wala boog réalité bu nekk mi ngi góorgóorlu ba wax dëgg yàlla du dellu gannaaw ci dëkk ci liggéey bi tey jii mu doonoon tegub xeeru fii ci Italie sunu ñi nga xam ne ñoom la ñu war a liggéeyal ñëw nañu teew indil ñu liggéey bi wax ñu tolluwaay bi Aliñ Circa ñu nit ñu xam taxawaay bi ak fuñ ci war a taxawee tey jii bu ñuy laaj waa Rome seen tolluwaay ak it seen taxawaay wala boog naka la ñu yaakaaree ni Rome war na ko taxawee ba liggéey bi ñu mën koo yeggale ak jàmm. xam naa micro bi. jëwriñ ñoo ngi rafetlu kàddu yi soo ñu ko mayee benn minute rek ñu nuyu gox bi ñu jógee muy Rome di nuyu kilifa ga Serigne Moustapha Mbacké di nuyu tamit si jëwriñu liggéey bi Serigne Baye Matar Gueye di ko ñaanal tawfeex ak taysir di ñaanal tamit jëwriñu coordination bi muy Serigne Cheikh Touré ak mbokki taal bi mbokki liggéey bi di ñaan li yéene buñ ci am suñu borom defal ñu ko ci barke Cheikh Khadim amiin mu mel ni nag Rome boo xoolee li fi daje tey nii ak li ngay gis nii Rome dafa bokk ci dëkk yi nga xamante ne bii dëkk yi gën a mag ci Italie la. dëgg la
te Rome aussi soo xoolee Lazio bi li ko ëpp su ma bëgg tax xaabaabal lu mu néew mën naa ne 1000 wala 2000 murit mi nga fa. waaye doxin bi nga xamante ne bii ne moom la ñu doxee ci liggéey bi xaw naa sooxe te xaw naa deltu ginnaaw it kon nag ku ñëw fii tey ba jóge fi ba dem ba gis li fi xew xool yeneen dëkk yi li ñuy doxal boo dikkee bokk ci ab gox war nga soññaat ay kàddu soññaat ay kàddu fàttali loo xamante ne bi liggéey boo xam ne jëf jël la te lu ci waay defut doo ko ci fekk te ku ne xam ne ne som bi di som bu ndaw te kenn ku nekk ci ñun war ngaa jàpp ne yow mi dëkk Rome bu ñu demee liggéey bu mel ni waxuma la sax 10% sax Rome amagu ko ci kon loolu dafa nekk taxawaay boo xam ne responsabilité partage la ci képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Rome di Leggo Lazio képp ku ci deful woon ñoo ngi lay soññi nga jàppaat ci liggéey bi 313 bëriwut képp koo xam ne matawoon nga dañuy waxaat nga jéem a jàppaat ci liggéey bi matawoon ndax som bi nekkul som boo xamante ne bii ne som bu ndaw la kon kenn ku nekk war nga ci mën a góor. waaw sëñ Thierno est-ce que jaaduwul tey jii dëkk yi nga xam ni par exemple ay dëkk yu mag lañ waaye ñu gis ni taxawaay bi ci war dëgg-dëgg des na est-ce que jaaduwul ñooñu woote bésub jaayante nga xam ni day doon bés yu mel nii parce que tam loolu dafay am solo waa dëkk bi bu ñu yëgee ni Italie yëpp da leen di fekk si yaakaaru leen ni dana am njeexital ci dëkk bi. ah kay jëwriñ di rafetlu kàddu gi mu nekk barab bi ma toog rek soo fi dikkee rek tey war nga am la ci jàngate soo xoolee lii sa ginnaaw xam ne lii ay borom pas-pas ñoo fi nekk ak borom yi Pastef jaayante boobu nga wax ci liggéey bi mënut a ñàkk ndax liggéey bi Sëñ Tuubaa jaayante mooy fondement bi ndax bis la boo xamante ne bi tey jii ku ñëw ci pont gis li fi teew gis mbooloo mi ak ni jataay bi taaroo inspiration bi ñu ci am sax laataa ñu fiy jógee nga ñuy laaj kàddu gi suñ xel mi ngi ci woon xam ne bu ñu demee Rome war nañoo gën a góorgóorluwaat duggaat ci mbokki taalibe yi duggaat ci gox yi waacaat wootal bisub Sëñ Tuubaa boo xam ne bisub jaayante la comme noonu nga ko waxee muy laaj bu am solo boo xamante ne bii ne dafa mel ne waxal nga ko Lazio gépp waxal nga ñu ko ndax loolu jafe na ci Rome te fu mu nekk dafa jot sëkk ñu wootal bisub Sëñ Tuubaa boo xam ne dañ koy jëmal ko. jërëjëf sëñ Thierno damay dellu rek ci Sëñ Laat même laaj bi laa lay laaj ndax nag dama yaakaar ni jamono ji toog jeex na ndax bu ñu demee ba waa Gonzato ñëw fii ni ñu liggéey bi su fekkente ni dem nañu ba jot ok bi ba modèle bi sëñ Bass bu ñëwee fii sëñ Bass Abdou Khadre ba xool modèle bi ba mu gis ko ba joxe feu vert bi normalement ci ñeenti weer war nañu mën a liggéey loolu kon mu mel ni ñun fi mu ne nii wax dëgg yàlla parce que boo xoolee daanaka ñi ngi ci genn wàllu li ñu war a fay ñu war a dajalewaat lu ni toll ndax jaaduwul dëkk yi jaaju jaayante waaye aussi daayira yi parce que nag damaa yaakaar ni tey jii kuy dem taxani borom tool bi woola ni la dama bëgg nga liggéeyal ma war ngaa taxaw xoolaat ban taxawaay nga war a am tey jii est-ce que jaaduwul dëkk yi ñu xool parce que nag man dama koy wax ni tey jii dëkk boo gis samedi bu ne ma ngay dajale àllarbaam ñii di ñëw daayira di joxe àllarba sëñ bi woote loo xam ni liggéey boobu tey jii buñ la ko joxee da ngaa war a miraas sa bopp est-ce que jaaduwul tey jii nit ñi xam ban taxawaay la ñu war a am. dëgg la sama sëriñ dëgg yàlla li nga wax lu am solo la ndax mbir mi toogaay amatul wax nañ ko saa su ne ni kat murit buy dox ba dégg ndigal rek war naa bàyyi lépp lu muy def jublu ci ndigal loolu ba tax na ni nga ko waxee bu soobee yàlla ñun fa ñu féete dinañ ci gën a def ay jaayante dañ gën a duggaat ci kër yi duggaat ci fexe ba gisanteeg yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gox-goxaan yi ñu mën leen a soññ bu dee sax dañuy am bis boo xam ne dañ koy woote ñoom ñëpp ñu def bisub jaayante boo xam ne pour compléter sasu bii nga xam ne moom mooy 313 ndax ku ne xam na ne sëñ bi joxe na ndigal li ba noppi liggéey bi di ci des bëreetul tubaab bi ñëwee wax nañ ko léegi nga ko wax ne bu durée la durata del lavoro sera quasi 3 ou 4 mesi kon loolu xam ne loolu gàtt la te diggante boobu ñoom bu ñu xasee ba démarrer rek daanaka amatul xaar ba tax na kon ñun faw ñu jaayante liggéey bi li ko yor mooy wuti ay koppar yooyu nag ñun ñoo ko mën a indi ndax ndigal la goo xamee ne bii sëñ bi moo ñu ko jox te dafa ne kat am naa yaakaar ci yéen bu ma leen ko joxee dina sotti yaakaar boobu nag muy doon una marque di riconoscimento boo xam ne bu rëy la boo xam ne vraiment ñun lii mérité muñ ko mën nañu waaye sëñ bi jox ñu ko kon loolu rek war naa mën a tax képp ku yeewoo fii ci diaspora italiano nga ñëw dugal ci sa bañ ko la ci soññ te xam ne liggéey bi kat kenn xaaratul
ba tax na daal vraiment dinañ woote waat ñun ñëpp mbokk taalibe yi ku nekk gën a dolli laxasuwaay bu ñu mën a jàpp ci liggéey bi te xam ne kat lii bu sottee mooy suñu pajum aajo ndax sëñ bi lim ñu wax rek am naa ci yéen yaakaar boobu nag wax dëgg yàlla ñun war nañ ko téye suñu ñaari loxo nañ ci ànd ak nag suñu jëwriñ ñi nga xam ne vraiment saa su ne ñi ngi soññee ci mel ni sëñ Cheikh Diouf sëñ Mor Mbaye saa su ne ñi ngi soññ mbokku taalibe yi waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñu yor kuréel boobu sëñ Xaadim ak sëñ Maas ñoom itam dinañ ci gën a jàpp di ci woo tamit daayira jigéen tamit kenn demul ñu daj ñoom itamit dinañ jàpp bis boo xam ne ñi ngi ko doon wax sax ci seen groupe bi groupe Maam Jaara bi ne dañu war a ñoom jàpp bis boo xamee ne bii danañ ci taxaw ngir jaayante ñoom itamit ndax tamit wax dëgg yàlla ki kenn mën leen ci liggéey bi kon daal nañ jàpp ne liggéey bi moom ñu ko sëñ bi bëggee faw mu sotti waaye nag nañu fexe nag ba bu sottee ñu ne ñun kat lii dugal nañ ci suñu loxo ndax mag yi njëkk ya bañ nekkoon dañ doon jaayante di liggéeyal sëñ Touba di yéen way xeer di dem ci jumaa ji waaye sëñ bi léegi yombal ñu ko ñu joxe suñu ñaq joxe suñu àddee bu ko defee ñoom ngërëmul sëriñ Touba kon loolu ñi ngi ciy soññ ñëpp di leen woo yéen ñëpp. jërëjëf sëñ Thierno kon sëñ Abdou Lahad kon dafay jox sëñ Thierno rek kàddu yu mujj yi sëñ Thierno. waaw kaddu mujj yi xanaa di lay jaajëfal di wax ni képp kuy ab murit wala nga yaakaar Sëñ Tuubaa war nga boo geesoo jotaay bi xool li fi teew soo dellee sa gox rek day daal di doon soññee ndax tubaab bi nga xamante ne bii ne ñun moom lañ doon xaar fa tubaab baa ngi mel ni mi ngi soññee ndax dafa mel ni liñ fi jot a dégg mooy su fi Sëriñ Bass ñëwee bañ def 7 mètres bu ngeer bu ñu ko demee Tuubaa liggéey bi day commencé te liggéey bi su commencé tubaab bi wax na ne juróomi weer ñeenti weer gën ngaa bari dana tax ak mu noppi kon kenn ku nekk ci ñun maa ngi soññi sama bopp di soññi waaroon di soññi jëwriñ yi di yóbbante ab soññee ci jëwriñu coordination yi sëñ Mot Seck di ko teg ci loxoy coordination yëpp ñu xam ne ku doon dox ku ne war ngaa xelu ku toogoon war ngaa jóg te xam ne caaxaan amatul ndax liggéey boo xam ne Sëñ Tuubaa da koo digle fexe ba jëf ko rek moo ci am solo kon yàlla nañ koy dëppoo ngërëmal sëriñ bi sëriñ bi dafa ñuy tawfeex sëriñ bi ñoo ngi lay jaajëfal ci am solo ji ngay def ak liggéey bi ngay liggéeyal sëriñ Tuubaa ku la yàgg gis yàgg laa miin xam ne ci lii rek ngay yëngu yàlla na Sëñ Tuubaa doon la kàttan te jàppale la te dafa la jërëjëf sëñ Thierno kon xam naa dama leen di sant rek comme tey ji mbooloo mi jëwriñ ñi fi nekk yëpp daanaka dañoo fas yéene doog def ab soññ ci seenu gox soññ yaa ngi noonu nekkoon soññib Touba Genova ak soññib Touba Rome di am yéene ci jamono yu néew rek incha allah fekk si leen ci seenu gox yi ndax nag fekk si bi dafay am jeexital bu muy bàyyi kon mbokk yi woote baa ngi noonu di leen sant leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ni ak fu ma nekk ci àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu lu bare ba di leen ziyaara fii ci jataay bi nga xam ne moom la ñi nga xam ne ñoo yore giri jumaa ji di amal tey fii ci Touba Pontedera dëppook 28 mars 2026 muy jotaay boo am solo nag boo xam ne ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi jox ndigal te mooy waa Italie ngir giri jumaa ji bu fekkante ne lu ñuy teg aw xeer la damay wax ne kon ñoom tey jii mooy seenu tegu xeer ci biir loolu nag xam ngeen ci amal ay plateau yu am solo yoo xam ne dana gën a mën a tax di gën a bàyyi xel liggéey bi gën a mën a soññee baax a baax ci plateau yoo nañ ci dalal sëñ Xaadim Seen sunu bàyyi sëñ Xaadim Seen mi nga xam ne moom yàgg na ci liggéey bi yàgg ci Touba Toscana yàgg ci def ay liggéey ba tàyyi doonoon koo xam ne jiite woon ne li nga xam ne mooy di Touba Toscana itam kon moom it ñu ngi koy nuyu lu bare bare di ko ziyaara waaye ci sunu wetu càmmoñ gi tamit ñu am fi Cheikh Ibrahima Tine moom ñu nekk fi ci Touba Toscana di jàmbaar lool di liggéey ko Cheikh Khadim jiite li nga xam ne mooy tout tànk Touba Toscana yi nekk fii ñu def liggéey boo am solo ñoom it xam naa ne ci biir ngir ñu mën a amal waxtaan wi rek dañuy daal di jox kàddu gi sëñ Khadim mu nuyoog mbokk yi ñu mën a dugg ci waxtaan bisimilah sëñ Khadim. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Jaga ñoo ngi lay ziar bu baax yow itam te di la bal ak
ñaan yàlla defal na jàmm te defal ko mboolem bi di leen sant bu baax yàlla di leen gërëm ak seen liggéey bu rafet ak seen taxawaay leen wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar te di leen baal àq di leen baal àq day ñaan ci mbaax yàlla ak yeneen tamit Sëriñ Tuubaa yàlla defal na jàmm ba si li nga xam ne si Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké si loxo Touba waa Italie yàlla na ci yàlla defal na defal ñu taw yow si defal seen ngërëm ak Sëriñ Tuubaa kon daal noo ngi sant bu baax jërëjëf ndax lii wax dëgg la yàlla day lu rëy ndax jumaa ji moom ku nekk xam na ko li ci sëriñ bi waxoon rek daa doy sëkk ku ci feeñ dootoo nëbb waaye ku ci nëbb nag auzu billah yàlla nañ ci yàlla musal kon nag yàlla nañ ci feeñ te yàlla kattal na ko wéral nu ba kenn ku nekk li nga ci yéene ak li nga ci bëgg yaa ko xam ci soxal ak sa xel yàlla na ci yàlla sëriñ Tuubaa defal ko sëriñ Diop ci barke sëriñ Tuubaa xam ne damay continuer wala ma dagg ko foofu rek jërëjëf Baye Khadim nuyu ñëpp nag di nuyu waa Toscana ñëpp di leen siyaar yàlla yàlla def ci jàmm jërëjëf Baye Khadim ci nuyoo bu am solo boobu nga xam ne ubbi nga ko waxtaani xam naa incha allah boo nu kii ñëwaat ci nga xam ne moom mooy dëgg-dëgg yi soññi yeeg laaj yi incha allah kon nañu jox Cheikh Ibrahima Tine suñu wetu càmmoñ moom it mu nuyoo mbokki taalibe yi incha allah su ko defee ñu dégg ci waxtaan bi moom bisimilah. bisimilahi barkeb Serigne Saliou asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fu waay mën a nekk ci àdduna ginnaaw bi ñu ziare Serigne Mountakha Mbacké ñu ngi lay ziare bu baax di ko ñaanal fan wu gudd ak wér gi yaram di ziare bu baax Serigne Baye Makhtar Sy ñu ngi lay ziare bu baax ak Serigne suñu waajur Serigne Baye Khadim ñu bokkal jataay bi ñu ngi leen di ziare bu baax comme ni ko Serigne Baye Makhtar waxee ñu daje fii tey ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom la ñu sas ñun waa Italie mooy liggéeyu giri jumaay Touba ñu daje woon fii tey comme ni ko sëñ Baye Makhtar waxee tombeek le 28 mars 2026 ngir jëmal liggéey boobu ñu ci profité di sant waaye di jaajëfal bu baax mboolem ñi nga xamante ni tey jii teew nañ ci jotaay bi ginnaaw bi ñu ci jiitalee sunu jëwriñ nga xamante ni moom la ñu xoolee bët bi ñuy xool Sëriñ Mountakha xam nañu koy xool fii ci Touba Toscana mooy Serigne Baye Modou Gueye ak mboolem suñu kilifa yi nga xamante ni ñoom la ñu nekkal Toscana yëpp ñu liggéey ci liggéeyu Serigne Touba bu mag bi ñu ngi ziare ñëpp su ko defee sëñ Baye Makhtar ñu taaxeeru rek ba kaddu bi dellu si waat incha allah di profito di jéglu baax di ziare bu baax fédération de tout tànk Touba Toscana yëpp rek ñi nga xamante ne nii ñun ñii la suñu borom na too ñu nekk ca bopp ba Serigne moo tere toftalu suñu ginnaaw waaye ak mbooleem soxna yi ñu àndal yëpp ci soxna Mati ak soxna Moxsenatu waaye ak mbooleem ñi ñu àndal liggéey bi fédération tout tànk Touba Toscana yëpp rek ñu ngi leen di ziare bu baax waaye di leen sant bu baax a baax. jërëjëf Seydou jërëjëf Khadim xam naa ne bu nu seetloo liggéeyu jumaa ji bi mu tàmbalee ak léegi giri yi day mel ne Touba Toscana dox na ci ay jéego yoo am solo xam naa ku suivre sax waa commission finance bi ñuy joxe li nga xam ne moom la fi daayira yi dajale da ngay gis ne Touba Toscana moo nekk deuxième position wala mënees naa wax ne sax première position ndax rabitatu wasilatu boox ay dëkk la yu yaatu yu bëri mel ni Touba Toscana kon booy xool benn daayira fédération rek da nga naan kon Touba Toscana moom mooy ki nekk ci kanam nga gis na ñoom it kon def nañu liggéey bu am solo ci biir loolu yan jàngat nga def ci Touba Toscana ñoom ni ñuy doxee ci wàllu liggéey bi ak yan ban soññee ngay def ci ñenn ñi nga xam ne ñu ngi waaj ba léegi ñëwagul itam bisimilah. waaw sant rek sant bu baax rek waaw ndax Touba Toscana moom wax dëgg yàlla seen jàmbaar gi yàgg nañ waaye nag lépp nag dañu koy delloo rek sant sëriñ bi ndax dafa am sëriñ bu waxoon ne jàmbaar amul ko yàlla dimbalee am nun na xam naa ne ndimbalal yàlla lañ am ñun waa Touba Toscana ndax wax dëgg yàlla bañ jëree liggéeyal Serigne Touba ak léegi ñu ngi bëgg a am fan ndax lu toll ci ay fanweeri at ak juróom-ñaar man maa ngi fi waaye wax dëgg yàlla liggéey bi ca kaw ca kanam rek la jëm kon nag loolu ndimbalal yàlla la ak yéen tamit Serigne Touba ak ngërëmal gaa yu baax yi nga xam ne ñoom lañ fi doon nekkal di leen fi liggéeyal di ànd ak ñoom ci liggéey bi Serigne Touba bi loolu ñoom lañ koy delloo ndax
ñaan dafa am te dañoo am ñaanu gaa yu baax xam naa moo tax lii ñu man yàlla def nu man kon nag dañuy ñaan rek yàlla gën noo dëgëral di gën noo kàttanal ñu ngi nuyu it sëñ jawriñ Modou Gueye moom mi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp Touba Toscana bi moom itam di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm mu yàgg fi lool te yéen woyof lool ci kawam wax dëgg yàlla ndax liggéey sëñ Touba bi moom ku ko jiite rek ñëpp la war a ñaanal nga yàgg fi déwén ndax amuñu lu may sëriñ bi te la sëriñ Touba waxoon rek kenn deful kenn dara lu waay def sa bopp kon nag yàlla nu yàlla sëriñ Touba gën a taxawu ba lépp loo xam ne yéene nañ ko wala bëgg nañ ko ci liggéey sëñ Touba bi yàlla nañ ci yàlla defal lu kawe sëriñ bi yor noo ngi leen di nuyu bu baax daal te di leen sant te xam ne taxawaay bi rafet na lool ñu itam nag wax dëgg yàlla noo ngi soññi daayira waa Touba Kentoro Pisa bi nga xam ne ñoom lañu àndal ñoom it ci liggéey bi Serigne Touba bi ñoom it noo ngi leen di soññi bu baax a baax moom tey ji sax am na lu ñu waroon a dugal waaye xam naa bu altine dana dugg insha allah ci fédération bi waaye nag ñoo ngi soññi daal képp koo xam ne si yaa ngi topp suñu ginnaaw ñu ànd di liggéey bi Serigne Touba te ngeen teg ma ca kanam ne may seen jëwriñ ci liggéey bi Serigne Touba bi maa ngi leen soññi ci liggéey bi Serigne Touba bi ndax moom bu ci feeñ dootoo na bu mukk ku ci feeñ ñun nag moom mosubilaa mi yàlla nañ ci yàlla musal kon nag yàlla nañ ci feeñ te lépp luñ ci def yàlla nañ koy def rek ngir jëm yàlla ak yonent bi Serigne Touba te sa seen ngërëmal Serigne Touba noo ngi ñaanal murid yëpp daal ñu jekku ndigal li jërëjëf waaw ba kenn ku ne sax mën a joxe ñeenti yoon wala juróomi yoon xam naa foofu waaw bëggoon naa fee laaj ñi nga xam ne xëy na am na laywu góor mag teg seen kanam di wax ne yéen ginnaaw joxe woon ngeen di seen kër sëriñ ca Sénégal daanaka joratul ngeen di joxe fii waaw ñooñu de loo leen di laay biir ñoom it ñooñu de xam naa ne moom loolu moom lu ci bari rek xam naa ak ñàkk xam la lay nuru ndaxte maanaam képp koo fi gis mu joxe 300 euros yi ñàkkul lum seq ak waa kër sëriñam waaye nag ñun liggéey bi sëñ Mountakha mi fi toogal sëñ Touba moo ko jël teg ko ci loxo yi waa Touba Italie kon nag moom ku joxe woon sa kër sëriñ 3 millions wala 5 millions yi liggéey bi moom sa 300 euros daa war a ñëw ndaxte ndigal la ci suñ kaw te ndigal loo xam ne sii kat ma nga bàyyi ko ci Cheikh Mountakha mu ne sëñ Touba moo ko wax mu yeesalaat jumaa ji loolu wax dëgg yàlla comme doyut ab soññ kenn du la soññeeti man jàpp naa ne li sëñ Mountakha wax rek war naa soññi ñëpp kon daal li ñuy digal suñ bopp di ko digal mbooloo murid sëñ Bambay mooy kenn ku ne moom lu mu gàtt na nga fexe ba joxe ci 300 euros boo ko mënta joxe ñett yoon wala ñeent yoon fexeel ba matal 300 euros matal ko benn yoon waaw ndaxte ndigal moom jëfe rek te loolu lañ joxe woon muy ndigal kon nag na ci murid yëpp tënk ba li nga xam ne si daal moom la sëñ bi yaakaar na ba jox teg ko ci suñuy loxo yàlla nañ ko ci def ba defal ko ci lu kawe njortam te sa seen ngërëmal Serigne Touba tey ñaanal sëñ Mountakha rek li ma waxoon rek mu yàgg fi loolu te wér dama ne sëñ Mountakha de bu doon dañ ko war a jox dara dañ ko waroon dem neexal ko ba noppi ndax liggéey bu rëy bii mënu jox te mënoon na koo jox ñeneen te bu leen ko joxoon yaakaar na ba nëgën ni àgg na wala lañ ca war a def moom mat na xanaa liggéey bàyyi des waaye lañ ca war a def kon teg nañ kon nag ñun waa Toscana gi nga xam ne li fi nekk ci murid sëñ Bamba ko xamul nu toll ñu jox ni liggéey bi toll nii nga xam ne dañ ko waroon a njëkkante wax dëgg yàlla kenn waru cee des ginnaaw te murid boo ne maa la gën a bëgg sëñ Touba mu wutu yat waaw dëgg la te bëgg sëñ Touba nag lenn la mooy jëfe ndigal ak lu mu la sant rek nga gaaw def ko loolu rek kay bëgg sëñ Touba di jëfe ndigal rek kon nag ñoo ngi soññ ñëpp bàyyiwul kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ndax lu ci waay def kat bu ëllëgee da nga ko fa fekk dëgg la te foofu moom dara du fa doy kon nag noo ngi soññ suñ bopp soññ mboolem murid bu yaakaar sëñ Touba dëgg la waaw jërëjëf yëmale wuñ ko sax ci Toscana waaye mboolem murid bu yaakaar sëñ Touba te nekk Italie rek ñoo ngi lay soññ di soññ suñ bopp te jiital ci suñ bopp nag ci soññ bi kon nag sëñ Maxtaar noo ngi lay sant bu baax yow itam te di la gërëm yàlla na leen yàlla defal jàmm ndax yow te waa tuur tànki Touba Toscana yi wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na lool waaw bu ngeen ko yëgal bu ngeen ko yëgut sant nañ leen ndax lu bari yéen ñu ci wàccee kon nag yàlla leen yàlla defal jàmm te sàmm leen te dolli seen sutura ba liggéey yéene ci liggéey bi sëñ Touba bi yàlla defal leen ci kaw suñ jort ndax seen ndam rek mooy suñ ndam kon nag yàlla leen yàlla defal ndam defal ko defal ko mboolem jullit bi ci barke sëñ Touba kon nag foofu laay daaneel sama gaat jërëjëf nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di balu ak ñëpp yàlla na pour yàlla boole baal ci jéggal ci barke sëñ Touba jërëjëf waaw jërëjëf kàddu yi am na solo loolu Baye Khadim noonu nga ko waxee rek lii jariñ moom mooy ndigal moom Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waar daaw mi nga xamante ne bii ne moom moo lim melay murid saadix ci deuxième position la ko teg dégg nga bi mu ne sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar arbaatun nadamtuha xaw fa ixtiraar ba mu ne asit ko fii mahabbati Cheikh abad déggal su moom tisaalu amri xaytu war a daja teg boo bëggee sa sëriñ bëggu dëggu
ba noppi la ci teg mooy fu moom tisaalu amri xay su warat fu ndigal la daanoo rek nga dem jëfe ji ko kon ndigal moom day lu am solo ci ab jullit waaye rawatina ci ab murid itam nag Cheikh Ibrahima Fall jëmmal na loolu ndax wax na ne boo ko sëñ bi masaana digal dara fa mu ko joxane rek lay jëm moom du xool ndax dara nga fa am déet ngir fonk gum fonkoon digal lu ko sëñ masaana digal it loolu da ca daal taxaw itam nag maam Thierno Ibrahima Fall borom daaru sëñ Touba digaloon na ko mu yeesal kër ga ca daaru mën naan te booba ay seng la ko waxoon mu defar ko te seng xam nga ne booba jamono ji da nga naan mooy R+4 waaye gis nga ne booba ñu bari jàppoon na day jafe ci moom jàppoon na ne du ko man itam ñu bari daan wax naan Thierno de xam naa lii ko sant day sonn waaye du ko man waaye koro dafa wax ne sëñ Touba lu ma digal dana am waaye gis nga ko diggante bu gàtt suñu borom defal ko tawfeex xéewal feeñ mu dem jël ci ay seng yi bari ñëw defar ko ci kon ndigal moom ku ci am pas-pas rek te dogu ci rek incha allahu taala suñu borom dana ci dimbali kon dama doon déggal nga wax ci ndigal rek te sëñ Mountakha yal na ko fi yàlla yàggal te dëgëral ko dañoo defar tawfeex bu baax a baax ñun waa Italie xool mbir ci biir jumaa ji seppe ko ni lii waa Italie laa ko jox te muy ndigal ci ñun te xam naa mën nañ ko danañ ko def loolu ab sas la loolu ndigal la ko yal na yàlla dimbali ba ñu yëgale ko ca nam ko diglee barke seen Xaadim jërëjëf seen Xaadim Seybra yow de gis nga ne liggéey bi moom waa Touba Toscana jàmbar nañ ci lool wax dëgg yàlla gis nañ ne tamit ndaw ñi ni ngi ci dox ndànk nag di góorgóorlu waaye mel na ne laaj na ñu gën leen cee soññ bu baax a baax loolu soññee ndaw ñi ba leen doon soññ ci liggéey bi surtout 313 yi pro yi nga xam ne ñoom it war sa jabay seen sas ndax diina kat xamul mag pas-pas la xam ak passeef diina pas-pas la xam ak passeef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu koy yónni bari na ñoo xamante ne bii ne ñoo ko jur ñii ñoo ko mag ñii ay way juróom waaye booba âge de 40 ans ci leen ko yónni te gis nga ñooy daa jëmmal lépp xare Badar itam xare yi daan am itam gis nga daan na jël ab ndaw jox ko drapeau bi itam kon diina xamul mag waaye pas-pas la xam looy soññee gone yi seen pas-pas bu war a am dëgg ci liggéey sëriñ bii di jiri jumaa te sëriñ bi jox ndigal waa Italie bisimilah barkeb Sëriñ Saaliw xam naa di amaat mbégte ak kontaante bu baax sëñ Baye Makhtar ci kaddu yu am solo yi waaye bala ñuy dem ci soññe bi dañuy santaat yàlla suñu borom bu baax ci ni ñu teewloo kaddu yi suñu waajur yi Sëriñ Baye Xaadim Seen ak it doxin wi nga xamante ni ñu ngi koy gis ñu koy dox biir Touba Toscana suñu kilifa yi nga xamante ni ñoo fi jiitu nga xam ne boo xoolee at yi mu wax ne moom la def ci réew mi boo ko xaymaa ak suñuy at ñun booba ñun judduwuñu sax kon ñoom yàgg nañoo nekk fii ci Toscana di béy waar waaye di liggéeyal Serigne Touba waaye di xalal seenu njaboot ba moo waral tey jii suñu borom mi dara texul def ci jàppandalam mu dem ba ñun ñii tey jii ñu ngi tudd liggéeyam Serigne Touba bi kon ñoom buñ ñëwoon fii ci Touba Toscana ci Italie waaye ci Touba Toscana gi ñu féete wane fi gi aafus wala wane fi lenn lu nga xamante ne nii xëy na bokkut ak li nga moo leen tax a jóg amaana ñun suñu liggéey tey jii mën naa bañ a yomb ci ñun te tey jii bépp ndaw bu nga xamante ni mu ngi fii nii ci Touba Toscana te doxin wi la war ci liggéeyam Serigne Touba doxoo ko rek amoo lay xëy na nattum suñu borom lay doon wala nga topp sa bakkan wala xëy na nga topp seytaan wala yeneen yu demee noonu waaye aw lay moom amu ci ndax suñu waajur yi fi jiitu lépp lu leen waroon ci liggéeyam Serigne Touba bi lépp lu leen waroon ci jaamu yàlla lépp lu leen waroon ci diinal islam lépp lu leen waroon ci lépp lu jóge Sénégal rek ñoom def nañ ci seen béy nañ ci seen waar ba mu mot sëg ba tey ji ñun ñii tey ji ñu ñëw ba ñu ñuy di tudd baatu tuut tànk Touba Toscana suñu borom natoo ñu comme ni ñu ko waxee léegi suñu jëm ju xeebu ji ñu jiital ñu ci kon képp nga xamante ne nii yaa ngi wuyoo baatu tuut tànk feete fii ci Toscana ak fu biti Toscana sax fu biir Touba Toscana sax liggéey bi nañu xam ne suñu mag ñi dañu cee jiitu rek waaye moomuñu ko ñun ñu des dañu cee jiitu rek waaye ëppale wuñ ci dara ndax comme ni nga ko waxee léegi maanaam nit ku ci nekk sa jëf rek moom lañ lay fay ndax nit ku ci nekk maanaam sa jëf du ñu ko jaawaleeg jëfi kenn kon liggéey Serigne Touba amul mag amul ndaw baatub tuut tànk nag da di mbooloo mu jóg rek léeg-léeg il faut ñu am luñ leen di rañatlee waaye baatub tuut tànk fii ci Touba Toscana tekkiwul
bedeku tekkiwul aw fen tekkiwul dem fen lu mooy seey ak jeex tak ci liggéeyu Serigne Touba bi nga xamante ni ñu ngi koy wootee biir Touba Toscana nga xam ne tey jii fépp fu ñu kilifaay Touba Toscana woowoon tey jii ak lépp lu ñu sant ci liggéeyu Serigne Touba bi nañu ko sante incha allah rabbi noonu la ñu koy defee kon képp koo xamante ni yaa ngi dégg suñu kaddu liggéey liggéey bi nga xamante ni Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yegg te wér moom la jël sas ko waa Italie ñëpp ñun ñu feete Toscana buñ ñu ci yaafus mukk buñ ci feete suuf mukk waaye buñ ci kenn ëpple te it bu kenn dem bàyyi ñu lépp lu nga xamante ni war nañ ci suñu kilifa yi ñun ñii ci ñun la raweeti ndax ñoom yàgg nañoo liggéeyal Serigne Touba yàgg nañoo jëfal Serigne Touba waaye yàgg nañoo jëf feete ci fii ci Touba Toscana boo demee mooy fii ci biir dëkk bi ak boo demee ba Touba ga ñu bàyyeekoo sax liggéey Touba Toscana dafa feeñ ba nga xamante ni dara mënu koo nekk kon ñun ñoo ci des koo xamante ni nag da ngaa jóg ngir dabe ku jóg ngir dabe sag dox daa war a gën a gaaw ka ngay dab ndax boo ko defut borom dina dem raw la kon ñun li ñu war mooy mag ñi bu ñu defee benn ñu def ñaar bu ñu defee ñaar ñu def juróom ngir dabi leen kon nag ñu ngi soñ pour tànk Touba Toscana yëpp ci liggéey bii nga xamante ne nii moom la ñu sumb ñu bañ a dem ñu bañ cee des ginnaaw comme ni ko jëwri Touba Toscana waxe léegi ci kaddu gi nga xam ne ñu ngi sakku sax koo xamante ne nii joxe woon nga 313 yi nga mat liwaat kuy soñ nit ñi ngir ñu mat li moom kon ñun ñi joxeegul ñooñu moom taxuñ ñuy wax kon képp koo xamante ni joxe woon nga na nga xam ne kaddu jëwriñ Touba Toscana mu ngi sakkuwaat ngir ñuy doliwaat waaye koo xamante ni joxeegoo woon nag na nga yëg ne moom jóg jot na jëf jot na yàgg naa jot sax waaye ñu yeesal pas-pas yi ngir ne liggéey bii nga xamante moom la ñu sumb ñu bañ cee des ginnaaw benn yoon foofu la ñuy wàccee suñu kaddu fekkee kaddu gi dellu si waatut ñuy sant bu baax waaye di la jaajëfal bu baax yow tamit aussi ci sa taxawaay ci liggéeyu Serigne Touba bi muy ci xasida yi waaye ci bépp liggéey Serigne Touba xam ne ñu ngi koy sumb fii ci Touba Toscana moom fes nga ca te it yàlla na suñu borom bi dara teew taxawu leen boo loolu yëpp gën a yàgg gën a jëm kanam ci barke Serigne Touba jërëjëf Sey Ibrahima Tine di jëwri tout tànk Touba Toscana foofu nga daaneele say kaddu rek ginnaaw ñi mataloon la ñuy wax ne nanu baamtuwaat kon ku matalagul safut di wax joxe nag moom jamono ji damay wax ne boo ko waajee rek doo ko def sebla da daan wax naan ñaari koy waaj ku ne du ko def muy xaru ak joxe nee na kii xaru bu ne kit ba agsi ba ci teen bu yorndoo gis mu xóot mu gudd lool te daal di tiit daal di delluwaat ginnaaw waaye ki joxe itam bu xalaatee ay projet war na maa def la seytaan da koy daal digal ni ko booy joxe di ñàkk te loolu alxuraan la alxuraan moo ne acheytaanu yaidukum alfaqra wa ya'murukum bil fahsha seytaan ma li mu leen digal mooy boo ngeen joxee di ngeen di ñàkk bu ngeen joxee doo leen amaat loo yor da ngay joxe da ngay ñàkk waaye nan xam ne sunu borom sàkk na ñaari malaayka yoo xam ne saa yu xëyee dana wakkil kenn ki ci mbaggam ndeyjoor bi ne ko ne yàlla képp koy joxe alalam ku ne jox ko lam joxe jox ko lu ko ëpp am koo xam ne mooy nekk ci mbaggum jàmm ne yàlla képp koo xam ne mi ngi lànk bañ a joxe alalam kooku na nga sànq alalam kon kooku loolu day wane ni rek kon joxe du wàññi alal Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na maa naqasa maalum min sadaqa joxe wàññiwut alal da koy yokk waaye du ko wàññi te loolu alxuraan da koo firndeel ndax wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru raasiqiin kon nag nañu gën a góorgóorluwaat gën a jàppaati liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha radiyallahu anhu wa arda ayyadahu llahu wa nasara hafidahu llahu wa rahahu suñu borom da koo dimbali mu doon koo xamante ne bii ne ku am gis-gis la ku am baatin la ku déggu Cheikhul Khadim la ba mu xool ko jox ko liggéey jumaa ji mu xool ñu jox ñi nga xam ne mooy giri jumaa ji dañ ci góorgóorlu xam ne suñu tawfeex ci la nekk mbokk yi kon lii mooy seenu jataay bi nu amaloon ak yéen seqal ko sëñ Baye Khadim Sène mi nga xam ne mooy kilifa daayira Pisa Centro waaye nekkoon fi nag njiital daayira Touba Toscana moom it ñu ngi koy sant baax waa sunu baay yëkkati kàddu yu am solo ak Sey Ibrahima Tine mi nga xam ne moo doon jëwriñu tànk Touba Toscana yi ñu leen di sant baax baax di leen gërëm di leen jox dox daje ak beneen jotaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ñun ak fu mën a nekk ci biir àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax a baax di leen fàttali ne ba léegi ñu ngi ci jotaay bi nga xamante ne bii ne moom la
ñi nga xam ne ñoom la Cheikhul Khadim radiyallahu anhu warda Cheikh Mouhamadoul Mountakha jox ndigalu jëm ci wàllu giri jumaa ji di amal fii ci Touba Italie waaye ñu koy amale fii ci Touba Toscane fii ci Touba Pontedera ci biir jotaay boobu nañ ci ànd ak ay mbokki taalibe yoo xam ni seen i kàddu fu na la mën a yegg tey nag ñi ngi toog ak jëmm ju am solo jëmm ju baax ñu koy wax Serigne Hamsatou Diakhaté di suñu wëllëre di suñu xarit waaye liggéey ko Serigne Touba fii ci Touba Italie ak fu bari ci àdduna bi nga xam ne mu ngi fay dem dafa yaatal njàngaleem Serigne bi kon sëñ Hamsatou Diakhaté ñoo ngi lay bàyyi kàddu gi di la nuyu di la ziyaara su ko defee nga nuyoo ko ziyaara incha allah mbokk taalibe yi. bismillahi rahmaani rahim barke sëñ Tuubaa barke Cheikh Abdoul Ahad yaa xayra munsilin waqaa bi asbala wa xayra munsilin habba bi basmala salli bi taslimin ala man faaqa fi xalqihi wa xulqihi ittifaaqa sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi fi ali wal maali ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yëpp fu ñu mën a nekk di la delloo am nuyoo sëñ Maxtaar di jaarale ci yow nuyoo yi ak siyaar yëpp ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool defal ko kiimaanuk yàgg barke sëñ Tuubaa ba yéene ji mu am ci liggéeyal sëriñ bi lépp mu def ko ni ñu ko bëggee te ànd ko mboolem njabootu sëñ Tuubaa gépp ak fu ab jullit nekk di nuyu mbokki taalibe yi di leen siyaar ak fu ab jullit nekk di ñaanal itam suñu mbokki jullit yi nga xam ne ña nga nekk ca réew yu soriya di jàmmarloog noonu yi lislaam yooyu ñaan suñu borom def ci ñoom kattan tëbbu leen ko ba suñu borom def ci ñoom tawféex te warale ko ci mboolem bu ab jullit nekk amiin ba mboolem ñaanuk Sëñ Tuubaa googu mu ñaanoon yàlla na wasaaroo ca réew yooyu ak yeneen réew yu mel ne moom ba suñu borom def ndimbal ci mboolem jullit yëpp barkeb Sëñ Tuubaa ci barkeb bis bu tedd bii nga xam ne lislaam bisu lislaam la di la delloo kàddu gi di am mbégte loolu itam ci bokk ak yow jotaay bi jërëjëf sëriñ Hamsatou Diakhaté ci nuyoo yu am solo yooyu nga xam ne indi nga ko waaw sëriñ Hamsatou jumaa ji bu nu xoolee ca tàmbali ba Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wardaahu na mu ko diglee woon ak yam ca wax yëpp mu ne soo ko tàmbalee ca ba mu nekkee ca géej gi ca waccaal bihi masjidi rahbaaja xamal ko ne da nga am ñaar benn ca Jurbel benn ca Touba waaye gi ci Touba nag bi mu ñëwee nag moom yaatalaat sasa ca ak na ca njaboot ga doxee ku mel ne Cheikh Mamadou Fadal ndigal lam ko ca laajoon ca dajee ca ndox jumaa ji sëñ Hamsatou jumaa ji digganteem ak sëriñ bi moom ci doon wax dara loo ma ci wax nu mu mel ci sëriñ bi dëgg-dëgg jumaa ji. waaw sëñ Maxtaar xam naa laaj bu xaw a kéemaane la waaye mën naa gàtt. waaw mën naa gàtt lool. incha allah daanaka ba ma laajee sëñ beeg jumaa ji da nga naan sëñ beeg diine. te boo nee sëñ beeg diine sëñ moom mooy diine. waaw mooy diine. ndax dañuy wax ne suñ borom moom. xal jazaa'ul ihsaan ilal ihsaan day mel ne suñ Tuubaa ihsaanam gu rafet ihsaanam gu sax xam nga ihsaan gu sax moo jafe suñ Tuubaa nag ihsaan gu sax moom la ko suñ borom defal xam nga léegi nit ki mën nay def dara nii génnaat ci bu subaa mu génnaat ci suñ Tuubaa nag moom daa way ci ihsaan waaw way gi way ci ihsaan nag mu indi jumaa ji ndax ni mu doon waxee sami Allahu liman hamida ci Touba ju njëkk ji sami Allahu liman hamida jëm doon wax ca maa yom baa ko gën a dëgër gën koo jolli gën koo kawe kon insaanam joojee al jasaawul insaan ila insaan ñaari bantam yooyee mu doon samp te yelli say ñëw yendoo xuloog tubaab bi ca loola te ñaari bant yooyee moom la jàppe woon muy wurmalam bu muy wormaalee ak ihsaanam bu mën a dundal ak ihsaanam diggante ak borom ca loolee la ko suñ borom yenkee wale aayab rabbana axrijna min haazihil qaryati zaalimi ahlihaa xasida googu mooy raditu anil mawla xam nga foofu bu doon keneen na du wax raditu dëgg la waaw bu fekkee doon insaan googu nit waaw bu doon keneen na leneen lay wax bu ko doon raditu dëgg la de du wax raditu déedéet moom mënoon naa wax sax alhamdulilah nanga wala yu demee noonu waaye daa indi ihsaan bi mooy raditu ba noppi wala mu jàmbar wala dara waaye daa gërëm moom waaw waxuma la ngërëm li sax maanaam sax cant gi daa jiitu ngërëm li daa jiitu sant xam nga damay ba ca biir sax sant na waaw waaye moom daa bëgg a wan ne jàmm bi rafetal laa moo tax mu ne raditu anil mawla loolee nag ca la ko suñ ca la ci misaal suñ borom
maanaam bu doon ku yorub xolam sedd waaw mu ne ko nag rafetal nga mënoon nga am ngant ci yu bari waaye da ngaa rafetal boobu nga rafetal nag ñaanal loo bëgg mu may la mu daan nag loxoog tub salaatan ma salaamin bi alihi wa ashaabihi waccal bihi masjid yi xam nga kon masjid yi boobu mi foofu léegi nag damir ji daa dellu si nag suñ borom daa koy fab damir ji indil ko Njaaréem indil ko Touba léegi nag jumaay Touba jooju nag suñ borom digoon na ko kon wan ko na mi mel ca géej ga ba wan ko na mi mel jumaay Njaaréem ji moo indi jumaay Touba ji waaw te jumaay Njaaréem ji bañ koy def ci jamono yi ñu ko doon defee dañuy jàpp ne mënut a ne waaye wax na ni sëñ Mandoumbe ak sëñ Issa Diène du lu sëñ bi soo xam ne damaa bëgg ñu def fi jumaa waaye ñoom ñoo ko xalaat ñu wax ko sëñ bi sëñ bi it xam na baatin ba waaye mun na leen fii jamono toll sëñ Issa Diène ca Pastef ba donc Pastef dikk na foofu moo na ko ne Mbàkke nañ gis ci sa kàddu rek nga ne bëgg nga ko rek te ñaan nañu ci bëgg rek waaw ci la woo sëñ Maxtaar Bintaloo ànd ak moom ñu dem bañ foofu muy doon gase pax mi ci kii yooyu ci la indee OSR foofu Ibrahima xawaay ma bayti jooju si Muntaxa doon yeesalaat dem te bi jumaa jooju bi ñu koy defar ñor gëm ñoroon sëñ bi man teg naa sama bët ci liste bi nga xam ne moom lañ defoon doomi soxna yi ak liste bi nga xam ne moom lañ defoon taalibe yi doomi soxna yi sëñ Mandoumbe moo leen doon bind taalibe yi sëñ kii déedéet sëñ kii Dieng sëñ Balla Fally Dieng waaw sëñ Balla Fally Dieng moo yoroon liste ba ba ci suuf ña ca man ak ña ci ëppale ñëpp kenn ku nekk aw turam a nga ca nga xam ne sëñ bi ci boobu moo joxe woon ndigal ci ne lu ci waaye def nañ ma ko bindal xam nga kon sëñ bi moom mbirum jumaa da ko yàgg ñor kon dëgg la ba ci jumaa ji itam Touba ji bi mu koy diglee itam suñ dafa woo sëñ Massamba sëñ Fallu sëñ Modou Moustapha maam Thierno sëñ Amsatu Jaxate bari nañ ñu bari woo leen bañ ñëw mu am lu mu leen wax ne leen lu ngeen xam ci koo xam ne dalaa fekk ci diggu àll nga tëx lu gumba rafle xiif jaaxle ba noppi wéré ji mu fekk la ci digg Manding moom nga mel noonu mu toxoñ say bët ngay xool mu sekk say nopp ngay gis mu sa gémmiñ ngay wax mu solol la ay yére suturaal la jox la nga lekk ba suur mu sang la ba nga set mu jox la yóbbalu ren ba déwén kookee soxlaalu la dara ba bis ñëw mu ne la nangam rek laa soxla soo des gorom nooy def loolu leen sëñ bi wax ñu ne ko xanaa fopp suñ bopp yi ak suñ yuur suñ fa la ko wax loolu xanaa fopp suñ bopp yi toj yuur gi jox ko bu jaree ñu faat suñ bopp jox ko mu ne leen nag mooy man mii ak yéen dama leen a fekk ngeen rafle def noonu népp maa leen def nii ngeen def te ko ci naatam la ne maa la ko def ñàkk ko loolu ko amati dama leen soxlaa lu toon dara nag te soxlaa lu ma leen dara itam waaye dama leen bëgg a dimbaliwaat benn yitte la am ci yéen muy sama jumaa jee sama borom nag wan na ma ni mu war a mel waaye maa ko ne dama amul njaboot malayka yi wàccoon nañ bëggoon koo defar waaye maa ko ne dama amul njaboot yeggoon na ci wax loolu kay day mel ni loolu leen wax malayka yi ñoom suñu bopp bi ma suñ borom waxee ni tawfiix ji ci nekk ci ñi ngi koy liggéey dolli ko malayka yi ak ñàkk doyal seen leeruk seen borom moo tax ñuy sàkk woon bëgg ma ko defal wurus waaye maa na leen dama am njaboot gu ma bëgg ñu jariñoo njaboot ga nag kenn génnewu leen ci yéen ñi daana leen bu ma ci kenn xeebal dara te ku ca feeñ dootoo nëbbu waat boobu moo ko wax ku ca feeñ dootoo nëbbu ca saasa yaakaar naa maam Thierno joxe na ca jamono ca yooyee jamono 500 000 te yooyu jamono waaw sëñ Modou Moustapha moom it feelu ko sëñ Mandoumbe ñoom ñëpp lu waay am jox ko loola indi woon ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett yooyu muy ñu njëkk waaw taalibe yooyu nag seeni sët ñoo nekk nii sëñ Muntaxa di sëtu sëñ Tuubaa foobaat jumaa ji ci tënk léegi nag dafa am tuuti lu ñu mat a leeral loo xam ne xaasu Italie la dama ne nag Italie li ñuy wax al yaqin xam nga si Muntaxa daa am yaqin ci liggéey bi waaw yaqinu liggéey bi nag dama jàpp ne waa Italie la ndax tey jii sëñ bi soo bayoon sa gerte ba gerte gi ñor nga gis ngooñ mu bari lool
bala ngaa roñ ngooñ mi da leen wóor ne ngooñ mi moom dana dajale ko dana dem ci barab nga teel a wut nag wurmal boo xam ne moom ngay sàkket ndax wóor na li ngooñ moom dana ñëw kon suñu Muntaxa wóor na ko ne jumaa ji day yegg waaye nag du ko wërale du ko rafetal léegi nag li ko war a sàkket nag mu sant ko way tey ak góor waay sëñ bi loolu lu rëy la aw sas wu rëy la wu rëy la tey am na yàqin ci jumaa ji ni nga ko waxee am na ci yàqin waaw waaye day mel ni waa Italie ñoom nag ñooy yàqin ñooy dëggal yàqin ja nag ñoo koy yëggal ndax jumaa ji moom ni mu war a mel dana ko mel waaye nag li ko war a wër nii sàkket bi tey bu mel ni mu war a mel te moom tàmbali guñ jumaa ji mu sant sàkket bi loolu ñëpp ko war a dégg moom ñëpp ko war a dégg sëñ tàmbali guñ jumaa ji mu santaane sàkket bi kon wóor na ko ne jumaa ji ni mu bëgg mu mel ko dana ko mel yàlla na ko fekke ñun ñëpp ñu fekke amiin barke Cheikhul Khadim léegi nag dafa am loo xam ne sañseb gàcce laay wax sañseb gàcce sañse boo xam ne gàcce la mooy ñuy woote ci ndaje yi mel nii nga xotti sa mbase bu rafet yor sa portable bu seer ne da ngay liggéey li Sëñ Tuubaa takk dër bu rëy ñëw te bu ñu xoolee sa kaye duñ ci gis bu ñu xoolee kaye duñ ci gis sa tur loolu sëñ bi garaaw na de loolu moom dëgg la mooy li may faral di wax mooy muritu giñ waaw murit boo xam ne maanaam murit gi yëpp ci Sëñ Tuubaa rek maanaam ci giñ Sëñ Tuubaa rek la yemal ci giñ ci Sëñ Tuubaa rek waaw barke borom Tuubaa Mbakke nangam barke Sëñ Tuubaa nga xam ne murit boo xam daal waat daal muritu waat boo xam ne day waat rek waaye yàlla na ci yàlla musal loolu moo tax bàyyi xel la amiin looy soññi mbokki taalibe yi ne fii ci Touba Italie tan jox ñu sas yi tey léegi nag seytaane di la tegal aw lay da ngaa nekk ci mbir ak joxe woon nga sa kër sëriñ ak joxe woon nga sa kër nanga mag damaa mas a dégg nga nettali xista boo xam ne jamono daa ñëw ba waajan ko doon nettali génnal boppam mooy diggante Lat Gueye ak Sëñ Abdou Lahad waaw ma ngoog waaw Sëñ Abdou Lahad waaw kooku day mel ne moom it kooku waa Italie jëloon teg ko seen kanam day mel ne ab soññee la bu rëy waaw xam nga waaw loolu lépp day wane bi sëñ bi ba léegi sëñ bi lu mu bëgg a mas bëgg mu taxaw taalibe yi bëgg dara ñoo koy taxawal tàmbale ko ca Mbàkke Kajoor ba ci këru Daaru Salaam ba ci bi mu sañ ci Touba ba ci Gànnaar ba ca yéen ba Njaaréem lépp luñ fi gis rek taalibe yi ñoo ko taxawal dëgg la de waaye nag murit yooyee jamono woonante woon na sëriñ bi yaa ngi gis sëñ bi ci jëmm nii loolaay seen chance waaye ñun suñ chance mooy suñ Muntaxa bu baax mi waaye ak it nag gëm xëy donte fekkoo fi sëñ bi ak njabootam ma ngi fi ñoo daa wax ak moom moo daan jëf li moo daan kii lii te nee na yàlla tàgg nag yu'minuuna bil xëy bi xam nga nit dafa am ñett yu suñ borom mooñ ci moom bu bëri wut ak moom ba gañe ko liggéeyal ci yàlla da koy jafe bi ci njëkk mooy sàggan fàtte ak doyee di yàlla na ci yàlla musal ñett yi doy waar a ngi noonu gisoo Sëñ Tuubaa sax bi mu ñuy layal ci suñ borom dana fa innahum wa in xasawka yaa axat li xaflatin waaye lam yusri ko nga xam ne kon nit ki moom murid moom bëgg na Sëñ Tuubaa lool gëm na ko waaye cat li ne ci moom mooy innama amwalukum jooju suñu borom waxoon wa awlaadukum fitna fitna jooju moo ko bàyyi yëgut waaw dëgg la moo tax jàpp ne ne bu joxee li ci poosam mu wàññeeku mbaa li mu bëggoon a def du ko def te lu doy waar mooy baat bi nga njëkk a tudd waaw sàggan daa bëri ci alxuraan da cee bëri lool laa yuhibbul xaafiliina waaw humul xaafiluuna waaw tey sàggan googu léeg-léeg bànneex a koy wodd waaw maanaam bànneex boo xam ne wodd maanaam sàggan goo xam ne bànneex a ko wodd nga xam ne ca topp sa bànneex ba mu jug chronique ci waaye Baye Laat Njaay moom ngay wax noonu bi ko Sëñ Abdou Lahad di sant loolu boobu mën naa ne ci waxeen tubéy ju baax yow tey mu ne ko sees naa la ci téeméeri bërigo si moom ak téeméeri bërigo yi feer tey mu génn xalaat xamul mu dem di jaay këram am na kilifa gu ñëw ci Sëñ Abdou Lahad ne ko moom de daa mel ne ma ngay mu ne ko yàlla na jar ak jàmm ma ngay jaay kër ga mu ne ko na jar na ko daan ne ko liggéeyub Sëñ Tuubaa bii képp boo ko fekk boo yorul dara luñ ciy def war ngaa jege fa ñuy tooyale ciment ba bu ciment bu ndox ma manqué nga fab sa yur gi dóor ko ci miir bi fu yur gi ñëw ñu tooyal ci kii Sëñ Tuubaa waaye kenn mënu koo romb te di fàttali kax talaa jooju mu waxoon ca Matlabul Fawzayni xam nga Sëñ Tuubaa day ràbb wax fi li man banaw binaa aha rafi
waa Italie dañ ci am ab cër. dañ ci am ab cër. wax fi li man amarahum. bii jamia. bii jamia mooy waa Sëñ Tuubaa yi ñu ko digle. ñu ko digle. wala jamia man ahanahum. mooy waa Italie gi ci misaal. mooy tey jii yow am na koo xam ne nee na aw yor noo sasam waaye mënu koo joxe. nee na ko xaaral ma ñëw jël si ko wala jamia man ahanahum. waaw nga dem ca montagne yéeg taal sa oto dem jëli sas indi defal ko ci. bëgg damaa dem joxe ji saa sas waaye damaa mënta dem nga ne ko kaay ma jël si la. wala jamia man ahanahum. waaw léegi nag murit bi nekk fii ne léegi man sama sëriñ laa am wala nangam ak nangam yow da ngaa bari ay mbir bari bagage oto yi bari di romb bu nekk ne la baal ma yóbbaale benn wëlis def ci rek tey dëgg la tey Sëñ Tuubaa Sëñ Muntaxaa bi mi sant waa Italie bi mu naa waa Italie maanaam ku ne xam na ne waa Italie gépp kenn ku nekk am nga sab sëriñ dëgg la de waaye dana waat waa Italie waaw kon xayru xayraat jooju la ñu bëgg a dimbalee ñàkkul lu ñu ci bëggal léegi nag dafa am loo xam ne gàcce la gàcce waaye ci ku nekk fii te defoo li nga war a def mooy lan xam nga ne liggéey bi moom xalaat kulli xaal day yegg ba des si kuul waaw day yegg ba des léegi nag xam nga luy gàcce yow mii am na ku mel ne sa waajur ñàkkul mu fekkee dara ci jumaa ji bañ koy defar ci jamono Sëñ Fallu wala jamono Sëñ Abdu Lahat waaw bu fekkente ne defoon na ca dara ab sag lay doon ci moom bu fi bu la ciy weex dara nii yow da ngay koy may nopp mu yëg la lool day neex lool 50 ans ci kanam nag jëm 60 ans waaw da ngay gis fi ko xam ne ab sëtam waaw moom lay jàpp ci loxoom di wër jumaa ji ñu naan giri yi moom la fi waa Italie yi santoon sëñ bi ñu ne am na léegi sax nit ànd ak sëtam dem ba ca yegg jumaa ñaan ko giri yi day waaw moom lay àggal ni lañu sëñ bi santoon su ko defee nag mu ne ko giri yi day jamono at sàngam ci 2025 26 doon nañ def am ndaje bu mag ca Toscana booba de gars yi daan nañ fi jël lu rëy gars yi dagg rek di joxe reçu yi boo defee sët ba ne ko maam ndax joxe woon nga loolu ab question la moom su fekkee joxe wutoon gàcce lay doon ci moom gàcce gu rëy sax dëgg la loolu dara adduna jëru ko benn bi ko mujjanteel mooy li ñu sëñ bi sant mën na ko sëñ bi li ñuy sant mën na ko bu wér waaye daa am lu ñu bëggal loolu ñu bëggal nag dañuy wax ne xam ko te amoo ko xam ko te am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax da koo gën ndax su boobaa sa xol mën na caa jariñ mën na caa jariñ dëgg la moo tax man nee naa ki nekk fi te liggéeyut sax war naa ko mën a joxe dëgg la ndax fi ne bu doon def saa su xëyee la muy xar ma takk dafii mën caa am benn euro dem ñoo joxe balaa mat juróomi weer wala Sëñ Tuubaa sax moom soo moo tax at am da ngay gis ko xam daan liggéeyu ma fan yi te téléphone bi ñu yor mën na 300 euros saa su màggal jotee nga gis ko la muy sañse ca yaram wa képp te yaram wa képp la koy def la muy diw ga muy diwoo montar ba muy takk mbaxana ma mi sol tubéy ji mi sol ak yee ci aju bu ko jaayoon am ca loola te Cheikh Rafal miñ ne mooy baabul murid bu fekkee moom la ñu doy moom bu mësaan a jox addiya Sëñ Tuubaa day summi mu sol ab mu sol boole ko ci addiya ji ndax lu mu fekkeel moom ko bokkut ci ak moomee la addiya ci addiya ji la bokk kon kenn ku nekk yaa war a sañ léegi nag dañuy wax rek di dem di wax rek waaye xam nga nag sëñ am sax li ci gën a yéeme mooy ndigal ak position bi mu taxawee ci yoonu murid xam nga Sëñ Tuubaa bi nga xam ne moom mooy yoon yi bu ñu doon wax mooy yoon yi ndax moo taxawal yoon wi yëpp ci moom la ko Yonent bi alayhi salaatu wa salaam jaare moom li mu wax ci meloy murid sadiq ba mu ne arbaatun sifaatu sadiq al murid bi ixtisaar arbaatun nazam daa xaw fa tiraar asirq fi mahabad cheikh abad suma imtisaal amri xaysu war a deuxième position la taxawee te moo ne foofu rek la mën a taxawee ndax la war a jiitu ak tarkul ihtiraat ak salabul ixtiyaar waaw maanaam tarkul ihtiraat mooy sëñ bi wax ba àggal ngay déngi ak xaar salabul ixtiyaar mooy sëñ bi tànn ba noppi nga naa sëñ bi daa yiw waaye bu ko defee woon nii nañ ko defee nii li fi nekk gën a kii am nañu moo na li nga wax ne am na ñu koy wax naan ndox mi gën a farataag yu daa am leen lu mat a leeral ñooñu mooy ñi sànk Allahu akbar maa dafa am ñoo xam ne dañoo sànk maam ñi nga xam ne moom maanaam alazina moom yaxsibuuna annahum yuhsinuuna sun'an ñooñu mooy ñi nga xam ne dañoo sànk dañoo seen fi quluubihim maradun ñoo feebar mënuñoo jëriñ ñi ngi ci biir manding mi ñu war a jëriñoo waaye mënuñoo jëriñoo parce que dañuy foog mbirum sëñ bi di ko def ci ay texte ak i xalaat ak i gis-gis ak i seen tolluwaay ndeysaan foofu lañ toll dëgg la moo tax nag pour ñu jóge fi ñu taxaw day jafe dëgg la mbirum Sëñ Tuubaa mbirum yàlla la mbirum yàlla nag moom def la laaj ak bàyyi defal te bu doon Sëñ Tuubaa dane woon nañ ko taxanal am matt képp ñun waruñoo xool wan matt rek la ñu wax dëgg la bu ñu digaloon itam ab hôpital dañ koy def te
tawféex la bu ñu dégaloon ay pax yu ñu gas wala mbalit mu ñu tànn bisimilah waaye mu foofu lépp jëmee ko ci jumaa ji loolu moom mooy xayru xayraat waaw bu ne woon tax bu ne woon addi yi ngeen dajal da ngeen ko dajal ba ngeen ko dajal ba nag topp leen ci ay ñam di ko lekk su boobaa sax tawféex lay doon ci ñun ngir isna bi ndigal li ndax ndigal li ngay am ci di ko def ba ci xolam wérdu maaxoos mi ci misaal ki koy jël di ko def te kenn jox ko am na ci tiyaaba waaye du ci am lan ci war a am tëbb ga dëgg day des waaw tëbb ga day des waaye bu fekkee da ci am ndigal nag da koy jural ay yeneen i mbir yoo xam ne sax kas fan yuril xuyoo ba doona at bi tey loolu dafa ma yóbbu ci li sëñ boo xoolee laa tafaalu shay'an bi xayri idni fal inshaallah salaamaaleykum wa rahmatullah ay jamurit ay jamurit ay jamurit ay jamurit ay jamurit yëg sëñ Bamba ak yitte ci liggéeyam sëriñ Bamba bi ay jamurit ay jamurit ay jamurit yëg sëñ Bamba ak yitte ci liggéeyam sëriñ Bamba